jërëjëf asalaamaaleykum mbokki Xombol ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax comme ni ñu leen ko waxee woon rek mais format bi dañ ko mujj changé à la dernière minute ndax nag ñëpp ñoo bokk mbir mi ndax Mamadou Lamine Gueye di deuxième adjoint au maire la ñu war a dalal tey ci turu reporter yëpp yi nga xam ne ni ñoo nekk ci département bu Thiès mais rawatina li féete ci juróomi communes yi nga xam ni mooy Thiénaba Touba Toul Ngoundiane Ndiéyène Sirakh jàpp Xombol. kon ñun ñëpp ñoo ngi fii damay wax rek ni sunu bàjjan sunu xarit sunu collègue moom ki nga xam ne mooy soxna Fadjeng Fall représenté fii Ginniku FM bu Thiénaba mi ngi fi ki nga xam ne aussi mooy Alioune Diouf mooy représenté 106.5 FM muy rajo Sigil jigéen ak Cosaan FM représenté par Cosaan FM bu Touba Toul représenté par Alsana ok kon ñëpp ñoo fi ñëw pour ñu jàkkaarloog deuxième adjoint au maire ngir ñu waxtaan ci tabaski tey bi ndax danoo jàppoon ni leader yi toll nii war na leen a jox kàddu ñu wax ak askan wi ndax ci bis yu mel ni baax na ñu jox leen micro bi ñu saafonteeg askan wi waaye point de presse da ciy amaale parce que ay question réponse dina ci am te mbir mi nag dañu ko ubbil parce que nee na question bu ñu ko posé rek dina ci tontu loolu tamit lu am solo la loo xam ne nii dina tax émission bi neex tegu ci yoon donc damay wax sama bàjjan rek mu nuyoo ak askan ñu soog a jox nag invité bi bàjjan. waaw asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan ci nga xamante ni mooy Xombol TV di ñu topp tamit ci Xombol info. et Xombol Bencene aussi. en même temps di ñu déglu ci Sigil Jigéen FM Xombol Bencene. di ñu déglu ci Cosaan FM. Touba Toul. di nuyu sama confrère yi ñu àndal yëpp ci liggéey bi mais di jox cër le deuxième adjoint au maire. di ki nga xamante ni tey mooy suñu ëpp. macha allah muy nag koo xamante ni de passage dañuy wax ni rek dafa bokk ci ñun. ok sori loolu nag ci ñun moo tax duñu mën a wax ci moom lu sori lu dul jox ko cër balu ko àq baal ko àq mais di la balu ak ñi nga xam ne ñooy assistance bi yëpp. merci Badiane kon émission bi ubbeeku na dañuy bàyyi ak le deuxième adjoint au maire monsieur le maire salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu bàyyi la askan wi nga nuyoo. waaw Souleymane jërëjëf sama tante Fatou Dieng maa ngi nuyu mbokku Xombol yëpp. À travers tey mun naa wax ni point de presse bii ñuy def fii ci sama kër nga xamante ni mi ngi ko waxee sànq ci présentation bi yàlla dogal na ñi nga xamante ni ñoo nekk ay reporter te nekk ci juróomi communes yi ci Xombol yépp kenn ku nekk am fi ndaw su la fi toogal ñu am yoo xamante ni dañ ko fas yéene waxtaane ak waa Xombol waaye aussi ak li wër Xombol di profité nag ci occasion bi nga xamante ni moom ngeen ma offrir tey di balu waa Xombol yëpp ak ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ginnaaw Xombol yëpp di leen baal àq di ñaan yàlla aussi ñu fekke ko ay at yu bari te lépp lu nga xamante ni jaamu nañ ko ci yàlla nungu ko mais aussi di leen jaaraama yéen di leen jërëjëfal yéen ñi nga xamante ni aussi vraiment yéen a ma waxee joxe opportunité bi comme ni ma ko waxee sànq ñu war a toog fii waxtaan boo xam ne nag yaakaar naa ni jeexital bi mooy pour rek lu amal njariñ Xombol amal ko askan wi nga xamante ni aussi ñoo dëkki Xombol mais man damay faral di wax comme boo leen gisee format bi ni ma ko waxee mooy que ni tey bu fekkee ni Ginniku FM bu Thiénaba ñëw na rajo Touba Toul mi ngi fi bu Ngoundiane mi ngi fi ak presse locale bi nga xamante ni ñoo nekk Xombol aussi mooy que ni noonu laa gisee mbir yi parce que tout simplement yàlla dafa dogal dëkk bi nekk dëkk boo xamante ni fii lañ dëkk c'est vrai fii la ñuy politiquer fii la ñuy defee suñuy action aussi mais comme danoo am ay dëkk yu ñu wër yoo xamante ni ñun ak ñoom daanaka danoo bokk lépp ci deret ci gisin maanaam duggante bi ñu war a duggante ak njariñ li nga xamante ni bu lawee ci benn dëkk teq beneen dëkk bi moo taxoon ma amoon yéene aussi ñun ñëpp ñu bokkandoo ko muy njariñ loo xamante ni dina am njariñ Xombol mais dina ko amal aussi njariñ dëkk yi nga xamante ni ñoo wër Xombol te am journaliste yoo xam ne ñoo leen fi teewal. ok monsieur le maire li lay njëkk a laaj. prolongation bi ngeen am ci seen mandat 5 ans yi. noo ko gisee loo ñu ciy wax. bon li ma ciy wax d'abord mooy coono la fitna la d'abord mais aussi xañ na sacerdoce bi tax ma koy nungu mooy jaamu soxla ci askan wi wala boog taxawu askan bi xañ na loolooy tax. tout simplement may wax ni bu fekkee ni am na te mënuñu koo gàntal suñu bopp ñu sañ koo jëfe ndax jaamu yàlla moom mag ñi dañuy wax naan ci nit ñi kon
mais pour revenir ci question bi yokk bi ñu ko yokk muy prolongation comme ni nga ko waxee yaakaar naa ni xañ na c'est une volonté tout simplement politique politique boo xamante ni nag c'est vrai que dañ ko tënk ci constitution mu am ce qu'on appelle le calendrier républicain man ma bokk ci ñi yaakaar ni calendrier républicain moom ak lu mën a xew dañ koy war di sàmm kon loolu aussi may lancer un appel jiite que ci ki nga xamante ni moom la yàlla dogal moom moo jiitu ci bopp réew mi muy président Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy àndal ci gouvernement am lépp lu nga xamante ni dañ ko waxati tënkati ko ci constitution en tout cas ba bu amul fitna joo xamante ni war naa tax ñu soppi ko man dama jàpp ni dafa war a bokk ci li nga xamante ni dañ ko war a sàmm di ko wéyal ba nga xamante ni bu dat ba jotatee ñu mën koo wéyal waaye nag comme nag li naan bay wenn mbuus soppi nañ ko wala boog prolongé nañu mandat yi li nu mën mooy ñun ñi nga xamante ni ay élus locaux lañu ñu jéem a doxal ba kara ñuy sunu même mission di jeex ñu daal di jébbal lenge yi kuy def leneen soog a def leneen man daal mais nag ci biir prolongation bi aussi comme mission bi mi ngi fi c'est vrai que ni am na décret bu prolongé mandat yi donc damay jàpp ni kon ba tey l'équipe municipale ak le bureau municipal bi nga xamante ni ñoom ñi ngi fi aussi danoo war di wéy di dox ci soxlay askan bi niñ leen doon taxawoo comme mandat bi ñu leen joxoon dès le premier jour. bureau municipal bi ngi dox wala dox. bon man jàpp naa ne bureau municipal bi doxul ni mu doon doxee bu njëkk pour dire vrai. parce que tout simplement depuis un certain temps. comme ni ngeen ko xamee wala boog mun naa am sax xamu leen ko mais en tout cas daal en ce qui me concerne man en tant que conseil municipal deuxième adjoint membre du bureau municipal. jàpp naa ni gëj na noo am ay réunion yoo xamante ni dañ koy def. te loolu mooy li tax moo tax ma ni doxul xañ na ni ñu ko daan doxale parce que daanaka benn at ñaar ñett ci sunu mandat bi ba ñeenteelu at bi daanaka lépp ñoo ko daan nasandoo ñoo daan yëkkateendoo di defandoo à un moment donné nag loolu amatul waaye nag jàpp naa ni bureau municipal bi ñàkk a dox it du tee maire bi war a dox donc du moment que ni maire bi moom il est le principal responsable alors am na loo xamante ni ñun en tant que membre bureau municipal yoon may nañu ko loolu moom heure bu amee suñu ko joxee ñu jël ko suñu ko joxulit ñu laaj ko maintenant li nga xamante ni nag moom mooy responsabilité am en tant que le maire moom ak ay collaborateurs yi nga xamante ni éventuellement moom la choisir en tout cas wala ñoom la amal yaakaar ni ñoom mun naa doxal ak ñoom loolu yaakaar naa ni bu sooxewulee rek te wéy liggéey bi wéy ci dëkk bi loolu moom man duma ci am benn problème. mais monsieur le maire yow dox bi mu doon dox xam nga gisoon nañu ni vraiment yaa ko waxal sa wax yaa ni mi ngi doon dox normal début bi. mais ñu dem ba ci biir mu am rupture mais rupture bi expliqué xaw ma looy lan moo ko indi am na lu ko indi quand même. waaw en fait d'abord il faut que ñu préciser rupture bi. c'est très important. xam nga xañ na bagage ci wàllu droit wala wàllu yoon soriwul torop mais dafay am damay bëgg di prudent tuuti ci mooy ak concept yi ñuy wax souvent pour bañ a def erreur parce que li nga may gis nii ne dama bokk ci nit ñi nga xamante ni bu ma sañoon damay wax li ma xam rek mais du wax ba dugal sama bopp wala ma wax ba dugal ab jàmbur rawatina bu yay jotee buñ ma nee yaa tooñ ma am gàcce kon li ma xam mooy doon na doxatul loolu du ma ko man du ma waxee loolu xombulaay ñooy apprécier loolu li ma xam mooy man te dund ko mooy effectivement au début de notre mandat danoo nekkoon équipe bureau municipal bi d'abord il faut que ñu rappeler aussi que ni mairie li ci jiitu du bureau municipal bi li ci jiitu mooy conseil municipal bi moo jiitu donc conseil municipal bi mooy cercle bi gën a yaatu ci biir beneen cercle ñëw du bureau municipal beneen cercle bu ndaw ñëw muy maire ba kon cercle bu mag bi moom dogagul donc dogagul parce que mandat boobu moom maire defu ko man defuma ko ce sont les xombolois ñoom ñoo ni 46 conseillers municipaux yi lañu wóolu ñu toogal nu ci maire bi diñu waxal diñu nasal kon loolu kenn ku nekk conseil municipal bu nekk sa niveau de responsabilité moom yaa koy natt su boo ko defee wala boo deful mu des beneen ban cercle bi mooy le bureau municipal li ma la ci wax sàng le bureau municipal am na lu nu yoon lu ko yoon tëdd tey jii am na exemple bi ma lay jox mooy am na loo xamante ni buñ ko waree def ci mairie bi mu mel ni wàllu conseil municipal di am lu ñuy waxtaane di war koo dogal pour Xombol alors yoon dafay wax ni bureau municipal bi dañoo war a réunir ba pare suñu réunir ba pare ba définir ordre du jour bi su ko defee nag maire bi daal di jël nag ay convocation woo conseil municipaux yi alors loolu yoon def ni bureau municipal bi dañoo war a daje waxtaan définir léegi nag mais ça ne veut pas dire que yoon waxul ni nag
lu bureau municipal ba dogal foofa maire bi da koy wéyale wala lu nu àndul maire ba waru kaa def déedéet par contre réunion préalable bi moom lu war a am la yoon da koo saxal léegi nag su amee wee moom mun nañ ni ko lii la ñu bëgg nga waxee wala lii la ñu bëgg waxtaane wala nii la ñu bëgg a defee wala ordre du jour bi lii la ñu bëgg a waxtaane mu ni man d'accorduma lii laa d'accord su boobaa wee nag suñu féewaloo ay xalaat moom sañ naa doxal li mu xalaat parce que loolu yoon moo ko may kon jusque là aussi je pense que ni problème amul problème mu démocratie lañ am loolu nag yàlla dogal na benn yoon lañu dal bi nu ci suñu mandat te loolu mooy bi nga xamante ni commencé na am tuuti ay jafe-jafe te yàlla dogal bi ñuy waajal préparé daaw en 2019 fonds de concours bi ñu war ci waxtaan ak fonds de dotation bi ñu amoon kenn ku nekk ni mu ko gisee ni mooy priorité ñu juwoloo ay xalaat en tout cas ndaje moomu man ak le premier adjoint maa ngi koy nuyu au passage Demba Ngoy si bi ñoo bokkoon xalaat alors ñu wutee ak maire mu ni nii la koy doxalee ñu daal ni ko ñun nag day dina la wax fii balaa ñuy yegg fële lii ñuy bañ fii su fekkee nunguwu ko aussi bu ñu demee fële dina la wax ni tamit ci kanamu conseil duñ ko ànd donc benn yoon boobu la am alors donc loolu bu amee nag mun na nekk dysfonctionnement d'autant plus que xombal faralunu di nu gisee noonu parce que ni ñu doon gisee mooy loo xamante ni ñoo doon yëkkatandoo di defandoo yenn saa yi bu ñëwul ñu defal ko yenn saa yi mu wax na li mu bëgg ñu defal ko yenn saa yi ñu wax ko loo xam ne sax moom xalaatu ko mu wéyal ko ci ndax rafet njort si suñuy diggante donc loolu à un moment donné xañ na amul bëriwul temps bi mu commencé wul am mooy mi ngi commencé juste 2019 bi ñuy waajal élection présidentielle yi ak jamono bii ñuy wax nga xamante ni am na juróom benn weer yoo xamante ni gise bi sax yombatul ndax événement yi am foofu xam naa dina si dugg mais daal noonu laa ko mën a définir parce que bugg tolluma ci tollaguñu ci dut baaraam kii a tooñ wala kii en tout cas man si sama niveau. mais monsieur le maire yéen bureau municipal yéen conseil municipal gëj naa am parce que nee nga sa biir wax balaa muy am il faut que bureau municipal bi réunir donc dañ ngeen réunir yéen conseil municipal amatul xombal taxaw na kenn comprendre ndax xombal am na ay autorité te yéen ay ndombay tàgg leen takkal yaa ko wax sànq mais seen taxawaay yéen adjoint yi yéen ñaar ñi nga xam yéen bokk gis-gis seen taxawaay lan la woon surtout yow sa boss quoi parce que tey yow lañ gis waaw très bien je précise li nga wax sànq yéen ñaar ñi nga xamante ni yéen a bokk gis-gis waaw alors dama bëgg comme tey yàlla dogal na man ngeen dalal di ma laaj man damay wax rek li ma concerné ak fi ma man li ma saña suba bu ma laajaatee ma wax ko alors donc dama évoqué woon sànq le cas de premier adjoint pour vous donner un exemple boo xamante ni am na bis bu nu daje ñu am fu nu féewaloo ma ne la ñun ñaar day bis booba ñoo bokkoon xalaat donc voilà léegi nag pour répondre ci question bi nga wax ni ci xambalaay dañuy laaj ana mairie bi wala amatul autorité alors loolu aussi man jàpp ma ni loolu comme ni ma ko waxee rek xombalaay ñooy juger le moment venu ñun li ñu concerne en tout cas man à mon niveau mooy que ni amul benn yoon boo xamante ni le maire dina ma convoquer une convocation boo xam ne en bonne et due forme la ñu war a daje pour waxtaan ci wàllu préparer conseil municipal ma bañ a ñëw amul su ma bañee ñëwit ndax ñàkk jot la veille dinaa ko bind wala ma woo ko ma ne ko du ma ñëw waaye point yii ak point yii dinaa ci d'accord wala point yii laa xalaat def suggestion donc ma ni ko nag buñ ca yellee buñ ca tollee aussi du ma taxaw fenn y compris ci conseil municipal bi di wax ni maanaam yëguma ko woon parce que loolu li tax c'est bon de le préciser parce que lu mel noonu mus na fi am ñu ñëw ba ci conseil bi ku ne naan woo naa sa moroom ma waxoon la ma ca waxoon ca jamono booba foog naa ne xombalaay déggoon nañ ko tout simplement kon loolu aussi suñ demaatee ba jamono nag moom muy kilifa gi rectifier le tir ma ni damay am courage devant les xombalois et les conseils municipaux ma ni leen effectivement la ma waroon def moom maire def na ko donc man it la ma waroon a taxawee naa ko alors loolu nag du tee ci débat bi su fekkee dafa am ay contradiction ku nekk assumer ses responsabilités maintenant par rapport ak dox bi loolu aussi jàpp naa ni xañ na ci gisin loolu sama gis-gis la mooy en tout cas nan doon jëfee démb ak bërki démb ndey man moo gën a dal sama xel ci bu ñuy wax équipe municipale si bu ñuy wax mairie si bu ñuy wax une gestion collective xam nga collégiale loo xamante ni équipe ba koy def du kenn nit du ñaar du ñett maintenant malheureusement c'est dommage depuis un certain temps amul léegi nag ndaje mi ñaari forme lay doon wax naa la benn bi mooy ñuy am loo xamante ni dañ ko fas yéene nas war koo waxtaane ci conseil municipal bi su boobaawee maire bi daf nuy woo en tant que bureau municipal bu dul loolu en permanence le bureau municipal peut se réunir te loolu daanan ko def sama kër gii ñuy waxe tey bëri na dogal yoo xamante ni ci xombal fii lañ ko doon jëlee dogal maanaam ay waxtaan yoo xamante ni suivi la xam nga maire yi dafa am ay mbir maanaam bu nu tasantee conseil municipal par exemple ñu voté ay projet ay mbir par exemple li ma la ko mën a waxee mooy 2018
fonds de dotation ak fonds de concours bi ñu ko validé voté ko ba pare def ay orientation dan ma dénk bi ñu fa jógee ci ngoon gi dañoo dem kër maire parce que boobu dafa absenté woon ñu rendre ko compte man le premier adjoint quelques collaborateurs proches du maire ñu rendre ko compte wax ko lii lan arrêté booba amoon nañu de l'argent ci fonds bi parce que amoon na fa yoo xamante ni dafa desoon ak li nu état dimbale. alors ñu maa ngi fàttaliku ci conseil municipal boobu dañu defoon ay orientation wax ni dinañ am yóbbu 15 millions ci courant bi pour extension courant wax ni dinañ yóbbu 6 millions ci clôture école 5 wax ni dinañ yóbbu 14 millions ci addition ndox. bi nu ko voté ci conseil bi yëpp conseil yëpp à l'unanimité voté ko ñu ñëw ci ngoon gi di ko rendre compte maire chez lui alors ñu wax ko mu daan ni ñaax daan ni nu wax dëgg yàlla chaque jour ñu def jéem a def dara mais lii nag bii moom nañ ci gën a taxaw te pour ñu def ko sax nanu partager tâche yi foofa la conseil ba waxee ni ndaje ma en tout cas ña fa daje man par exemple li ma concerne dañ ni ma yow boo fi jógee bis ni ki tey commencé dox ci wàllu ndox mi pour que rapidement 14 millions yi nga am te xaalis baa ngi ñuy xaar trésor ñu mu daal koy defar su ko defee fu mu yem ñu yemale ko fa mais au moins mu am fu mu dem ci ndox ci waa Xombol yi ko soxla ñu daal di dénk le premier adjoint wàllu courant bi ni ko 15 millions yi ñu am ci courant bi boo fi jógee ci réunion tay bi na nga commencé dox pour que rapidement ñu mu daal di samp ay poto pour fi amul courant ci Xombol ñu yóbbu ko fa ba fa mu yem ñu yemale ko fa Serigne Mbacké di conseil municipal di président commission finance ñu dénkoon ko à l'époque aussi wàllu clôture mur bi su ma nee dénkoo ko nag néewuñu ko yow yaa koy tabax mais dañ ni ko boo fi jógee mu commencé entreprendre ay activités pour rapidement xool ak def ay soumission par rapport ay entrepreneur ñi ni yaakaar ni dinañ ko mën a tabax. est-ce que loolu yoon la woon ngeen dénk ko. mais si bureau municipal moom boo ko fa woon. waaw non loolu yoon bi non loolu dénk bi maire mooy dénkaane. maire moom maire bu ku mu dénk. d'accord maire am na sañ-sañ dénk ku ko nekk. d'accord c'est bon donc moo ko dénk ni ma dénkee wàllu ndox bi parce que man maire defuma président commission ndox. deful dem ba président commission nu mu tudd électricité alors donc mais par contre maire moom président commission finance la ko def moom sëñ Ba waaw non loolu c'est pas le maire qui lui a fait c'est le conseil municipal de Xombol qui lui a nommé mu nekk président commission finance ok léegi maire bi jox ko alors man conseil municipal bi moo ma nommé moo ma def ma nekk président commission sport jeunesse et culture ok def dem ba président commission coopération internationale donc nii la demee mais loolu yëpp nag président yooyu yëpp maire bi mooy chapeauté lépp parce que ku mu si neex moo koy doxal bu ko neexee sax mu nommé moo ko ba pare doxal ko à sa place mi ngi mel ni état civil ñi mu nommé tey Omar Fall ak Serigne Ndiaga ñuy signé mais teewul moom ba tey day signé moom donc c'est la même chose kon loolu noonu bi mu amee man yooyu laa jàppoon ni moom laa doon junj sàng naan la en dehors des réunions préparatoires yi nga xamante ni moom lañ war a di def avant ñu dem conseil municipal ñun tamit ci gestion bi dafay baax comme yu mel nii exemple bi nga xamante ni dañuy def suivi loolu nag su amee dañuy def nag suivi nag c'est-à-dire semaine bu jot 2 semaines bu jot moo tax nga ni ma réunion yi ma la wax man la fii nga ni ma yàlla ma ne la yooyu lan daan def daan toog fii jamono yooyu maire xaw na absenté Omar Fall indi paraphrase bi documents yi ci nekk yépp ñu génne ko di ko càmbar benn bu nekk ki mu concerné le premier adjoint à l'époque moo assuré intérim mu jébbal ko ñu doxal ci donc bu ñu ci demee ba ci biir xañ na mën na loolu am na solo léegi ñu élevé ñu yëkkati tuuti débat bi parce que ba yow mën nga waaw Fatou Dieng waaw allez-y si amoon na ko ci wàllu wér-gu-yaram effectivement ñu koy ñaanal yàlla mu wér amiin booba bi mu wanee ginnaaw faju ji toogoon ngeen fi di doxal di def ay jëf yu am solo ñu dem ba ci yàgg mu mel mu am rupture mbooloo mi dafa am si saytaane su sa dugg lu indi jafe-jafe yooyu seen biir groupe oui vraiment waaw c'est vrai jafe-jafe yi moom xam nga moom wax dëgg yàlla man du ma doon xam naa ni xaw ma ndax samay collaborateur dinañ ma mere wala dinañ ma contre parce que malheureusement moom lu ma dëgg di xañ moo ma gënal ma koy am ci daal waaw c'est voilà lu ma xañ na nag su ma bëggul a wax moom je dis pas du ma wax mais il faut tey nga wax mais dans tous les cas du ma wax lu bon du ma wax lu ñaaw mais dinaa wax dëgg nag li am ba wóor mooy ñun ñëpp Xombol lañ dëkk man nit ñi fi yeewoo lundi ba vendredi c'est vrai ñi ngi fi def une semaine wala 5 jours de plus que moi mais yàlla xam na ni umpale ma fi lu bëri li ma bëgg a wax mooy lu fi xew rek wala liy neex nit ñi wala li leen metti mën naa ko yëg ndax dinaa ko mën saafara wala déet loolu moom yàlla xam ni nga ko constaté noonu laa ko constaté parce que je suis acteur mais aussi ci dëkk bi laa dëkk keneen noonu alors fi nga ko àpp nag effectivement malheureusement foofu la diggante ba am c'est-à-dire juste ça c'est-à-dire nan ngeen doon doxalee
di doxale nan ko laajati. waaw dama ni booy xool amoon na gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram. waaw moom la mel très bien voilà conseil bi ak premier. très bien macha allah yéen di yëkkatee ko tërëm. macha allah mu dellu si mu waroon a gën a neex. macha allah voilà donc mooy xam nga ginnaaw gi bi yàlla dogalee foofu dinaa leen ngeen baal ma rek dinaa leen wax benn exemple pour confirmer dëggal gi ci ginnaaw gi. donte nag yàllaa ñëw ki dogalam li ci waa xombal man mii jamono yooyu mosuma dugg xombal yàlla xam ne waxuma sax ñi séq langue politique yi mais amul genn mag goo xamante ni du ma la nuyu nga ni ma naka la maire def ba mi ngi si jàmm boobu laataa muy dem sax Canada boobu mi ngi hôpital principal bi parce que yàlla xam na ne daaw ma fa gëj pour seet ko du benn du ñaar du ñett alors pour wax na ni la yàllaa ñëw waaye jàpp ma ni sax si xombal kenn du ko fay yéene en tout cas kenn yéene ko fi woon te it gis naa ni ñu bëri wax dëgg yàlla amoon nañu sax cofeel ci wàllu politique sax gisoon naa ñoo xam ne sax en tout cas bi mu nekkee ci jàmm ñun ñëpp nin doon jàkkaarloo moom di jàmbalante ak moom sax ba loolu amee sax dafa mel ni ñu bëri dañoo wàcc seeni arme alors léegi nag doxal bi effectivement yoon moo ni ki nga xamante ni boo jëy jiitee dëkk bi su fekkee dafa dem ba am gàllankoor c'est-à-dire yoon dafa am lu mu prévoir pour que ki war a ko topp muy premier adjoint bi ci wàllu bureau bi kooku mooy assurer intérim bi kooku nag am na fu ay darajaam yam donc effectivement loolu mi ngi xew au mois de juillet 2017 yàlla dafa dogal foofu bu ma fa laajee chaque jour damay sawar parce que li tax may sawar mooy yàlla dafa ma dimbali ci mbaaxam ak maire politique bi mu ma wóolu ak jige gi ma ko jige woon maanaam ma xamoon lu bëri laataa feebar bi di ko dat ci li mu bëgg ak li mu yéene mais juste bi feebar bi amee nag yàlla ñëw ki dogalam nag man nag ma ni nag du ma c'est le moment nag en tout cas démb baaxoon na mais tey la gën a baax nag pour nag gën a fasaat parce que booba yëgoon naa ay naalam ndax du ma umpalante ak moom dara yëgoon naa yéeneem man nag ci sama sob ak ci sama xañ na bëgg lu baax wala bëgg sàmm waxi kilifa moo taxoon la ma foroon ñu ko daan wéet ma koy dégg wala mu koy wax ci mbooloo mu mel ni yenn saa intéressé mu fekk capté naa ko ma ni nag su ma doon def benn wala fukk tey moom ñaar fukk laa war a def comme tëdd na te yàlla moo ñëw tey loolu yéeneem la kon nag dinañu fexe ba sàmm noonu aussi laa jàppe ni noonu le premier adjoint doon taxawoo alors noonu laa jàppe ni aussi ñi desoon ci équipe bi yëpp muy Serigne Mbacke ak ñoom Omar ñëpp pour man noonu lañ taxawee li xew nag mooy alors bi nga xamante ni yoon moo jox premier adjoint mu assurer intérim bi ñuy doxal comme ni nga ko waxee ñuy concerté wu c'est-à-dire concertation nag boo xamante ni wax dëgg yàlla musul def moom le premier adjoint lenn loo xamante ni maanaam du ma ko waxtaane mais de la même façon aussi musul def lenn loo xamante ni daaw ko waxtaane ak Serigne Mbacke mais aussi daawuñ ko waxtaane ak président Makumba commission éducation wala ñoom Omar Fall donc lépp lan si na waxtaane ba ci bërki dem boo njaay li nga xamante ni maanaam heure bu jamono bi yëgsaan ñu ko daan dimbalee waa Xombal muy aide secours aux indigents yooyu maa ngi fàttaliku at moomu noonu taxawaay bi ñu ko taxawee en tout cas ñëpp bi ñu koy réglé ñu ngi ko waxtaane ci bureau Demba man ak moom ak Serigne Mbacke feuille bi ñu bindoon ñun ñëpp am na ci copie dañ koo bind xaalis ba mu paree yàlla xam na ni 1000 francs desu si ñoonu lañ ko tase ci guddi ga lañ ko yóbbee. ñaata la woon 5 millions 5 millions. merci alors donc pour confirmer ni effectivement taxawaay boobu lan daan def moom lan daan am loolu nag bi nga xamante ni am nañ ko ci ginnaaw bi yàlla ñëwee mu tawat ñuy assuré di waxtaan di yëkkateendoo di defandoo alors bi mu ñëwee nag man comme ni ko xombalaa yëpp yéenee mu ñibbisi ñun ñëpp ñu leen ko yónnee foog naa ni première apparition maire ci xombal bi mu wéree mooy koroog ci 2018 xaw ma 2018 mooy ci koor 2018 boobu ñu doon def conférence bi te Iran Ndaw defoon ko boobu mooy première apparition xombal alors ci koor googu aussi daanaka collaborateur am yi mu fi bàyyi woon yëpp kenn ku ne moo sol saw dàll man mii di leen wax ci koor googu heure bii koroog moo ma wool boppam ni ma Lamine yaa ngi xombal ma ne ko waaw mu ne ma dinaa ñëw sa kër ma ne ko waaw mu ne ma waxuma sa kër nag sa kër papa laa lay fekk koroog bi muy ñëw mi ngi ànd ak tonton Omar Fall Serigne Ndiaga Diouf ñu ñëw sama kër papa sama papa mu jiite tàkkusaan mu jiite ba pare sant ma si sama kanam ay waajur xañ na looloo taxoon noonu na ko bëggee woon gërëm ma ñaanal ma yàlla rafetlu taxawaay bi mu taxaw ci ginnaaw kon ma jàpp ni noonu la tey dañ moom su ma fi jógee damay dem ca Demba def na ko dafay dem ci yeneen collaborateur ñoom Serigne Mbacke def na ko kon ba foofa yaa ngi suivre fitna amul maanaam bi mu
bi fi feebaree ba bi mu wéree ba mu ñëwaat xombal loolu mooy première action deuxième bi ma fàttali leen ko mooy koroog bi nu demee ci conférence ba publiquement boobu yéen ñëpp a ko dégg mu jël kàddu mu ni buñ ca tolloowee ñetti ñii rek laa soxla ndax li ñuy def mën nañ ko wóolu naa leen seen loxo set na te man bu boobaawee pare naa si pour dem alors donc foofu it kon ba tey jàmm maa ngi am alors kañ la jàmm gëjee am nattuma ko trop mais daal du ma ko tudde sax ñàkk jàmm mais daal xañ na waxtaan kañ la gëj am mais rupture daal am na waaw non rupture xam nga li muy am mooy ay wax ak rupture waaw mun na nekk si mais li ma bëgg a wax mooy man danga may nungul rek moo yi may utiliser waaw allez-y maanaam amadéwu ma ko wàññiwu ma ko degré bi pour bañ ko blessé wala bëgg a gaañ kenn mais noonu laa ko gëmee ba kera may gis leneen étape la alors donc li ma jàpp mooy am na xañ na loo xamante ne miinal nañ ko xombal gisatuñ ko alors loola nag xañ na mu ngi jibbee ci bi ñuy waajal ni élection présidentielle 2019 décembre lay doon alors moom maire ba mu waxee loolu koroog ci élection locale de 2019 la waroon a doon yàlla dogal koroog ci conférence bi mu waxee loolu ba pare ñi nga xamante ne ay nitam la ay collaborateur la ak ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal moo nu njaboote danoon faral di heure bu ñu wéetee danaan ni li may wax dinaa ko wax su joteewee te ñi ko war a fekke rek ñoo koy fekke te boobaawee ñetti ñii rek lay doon ak man li ma xalaat dinaa ko wax ku ne wax sa xalaat alors nag loola yàlla dogal farul am élection yi farul am ci diggante bi nag ndax gisuma kenn saagawu fi kenn xeexu fi li ma gëm daal mooy ci diggante bi comme élection yi dandanu ko woon te it wax jooju mu waxoon ni déglu leen ma kenn déggugu ko en tout cas man dégguma ko man nag ma amoon mat goo xamante ne ak ña ma àndal bi nu waxtaanee parce que dem nañ ca moom nag laataa loola danoo dem këram parce que dama leen a waxoon fii benn bis ni leen li ma mën a waxtaanee ci biir néeg ak kilifa su ma ko mënee wax mu dégg ma moo xam ne jubóo wala ba ñu jubóo du ma ko saam ci marché bi looloo tax ba mu waxee loola ñu waxaat ci benn yoon waxaat ci ñaari yoon te damay préciser que ni foofu différence dafa am saw-saw waa xombal nag miina gunu loolu mooy que ni man dafa am lu ma dugaloon ci politique ak ni ma fi duggee woon bi ñuy ànd ak maire bi ñuy dugg dama àndoon ak samay xarit du woon parti politique du woon mouvement du woon courant c'est parce que tout simplement yàlla doo doon dogal ñun ñoo doon ànd tout le temps di waxtaan di waxi politique ñun tamit noonu lañ décidé woon ni dañuy dem xombal nag jot na pour dem nag dugal suñu wàll ci wàllu politique bi booba nag demul ñëwunu woon ni dañuy ñëw pour doon maire wala doon député wala nekk conseil municipal wala nekk adjoint wala maire dañu woon dañuy dem dugal suñu lenn daal moo nu wóoroon mooy dañu woon suñu demee wee nag waaye àlla yéwén candidat ba fa nekkoon muy Babacar maa ngi koy nuyu le maire au passage dañu woon àlla yéwén mën nanoo ànd ak ñëpp ba mu des kooku ça c'est bon de le préciser ça n'a rien à voir xam nga man ragaluma nekkuma ci ay calcul waaw allez-y waaw non leer na quoi parce que vraiment dañoo bëgg am na question yu bari Aliou Diouf waaw politique bi man ma am ay quelques questions c'est ça allez-y donc ñu ngi lay nuyu vraiment di la baalu àq di baalu àq yëpp di ñaan suñu borom yàlla na yàlla boole baal te at mi ñuy dugg yàlla nañ bokk ci lim bi jëm déwén ba bu déwénee ñu toogaat fii amiin amiin defaat déclaration bu mel nii inchallah donc ci wàllu politique bi rek wax nga léegi nii loolu leer na mooy diggante sa diggante ak maire ñëpp xam na ni doon na rafet liggéey ngeen ci liggéey bu am solo ñëpp doon nañ ko gis dem ngeen ba benn moment gis ni am na lu xew xëy na gisanteetu leen wala liggéeyatu leen en tout cas ni nga ko daan gisee tey jii ñu ñëw egsi ci benn moment boo xam te ni wax nga léegi nii même bi ngay ñëw ci politique am nga ñoo àndaloon c'est-à-dire que loolu mooy am nga benn groupe boo xam te ni même bi ngay ñëw ci maire yaa ngi doon liggéey ak ñoom mën na noo xam ni mën na noo nu mu defoon da ngaa delluwaat si ñoom ñu ngeen ànd liggéey mais léegi wax nga ni du woon parti politique du woon mouvement du woon lenn tey jii situation bi ni mu demee nii mën na noo xam kuréel googu léegi lan la ndax parti politique la wala mouvement la wala lan la ak it lan lay liggéey est-ce que day liggéey pour Lamine nekk maire candidat ci élection yi tuuti wala si lan lay liggéey pour le moment macha allah jërëjëf Aliou maa ngi lay nuyoo tamit comme ni nga ko nuyoo rek yàlla ñaan gi nga ñaan yàlla na ko yàlla nungu ñu tasewaat fi déwante kenn bañ a manqué alors rafetlu naa aussi fi nga ni nga rebondir waat sax question bi pour permettre ma daaneel parce que fi ma yem nga jël question bi c'est important xam nga bëgg nit ñi dee seetaan ma ni ba ni waaj ci 2014 di ñëw fii dañ ni woon dinañ déglu ñëpp wala mën na noo ànd ak ñëpp sauf Babacar rek bu ma waxaatul foofu yeggale waaw fit mën naa bàyyi fitna ma waxoon ni tamit waxu ragaluma li may wax mais wax dëgg rek dafa am solo
moo taxoon dama leen waxoon sànq leen man lu ma dëgg di xañ moo ma gënal li may safaan wa di ma ko may loolu nga ma rebondiraat pour permettre ma yeggale ko tout simplement effectivement kuréel googu mu composé woon à l'époque de bande d'amis loolu lan waxoon tout simplement c'est pas parce que on avait aucun problème particulier avec Babacar au contraire sax wax dëgg yàlla ci ñi fi nekkoon doon wut maire su fekkee ni am na ñoo xamante ni wala koo xamante ni sur le plan républicain daan nañ jëflanteeg moom sax moom lay doon. je rappelle Souleymane au temps fii ñu yore woon ASC Cosaan bi ñu ko yóbbee di dem di waaj a migré phase jóge ci nawetaan di dem ci affilié fédération. à l'époque le président Laye Thiaw bi nga xamante ni moom moo nekkoon ak moom di sunu mag jiitu woon ni ci ASC Cosaan ñu remplacé ko ci bopp bi dañ ko waxoon ni ko dañuy def benn panel loolu 2013 la 2012 2013 2012 booba jàpp nañ élection yi 2014 ñu ni dañuy def benn panel pour nag waxtaan waa Xombol wax leen projet bi ñu jëf fu ñu jëm mais dañuy invité waale le monde sportif yëpp à l'époque ñun ñu géré woon ASC bi ñu ni dañuy bind yow xam nga ni suñu ASC danoo administratif ñun dañuy bind yëgal ko le maire de la ville à l'époque amoon nañu mag joo xamante ni bi mu ko yëgee dëkk ci koñ bi dani ma daf maa woo personnellement ni ma loolu moom ëpp def lépp baax na sëf loolu ëpp naa def parce que kooku ngeen koy yëgal maire boobu maanaam moom en fait tey fu mu jàppandu la bëgg ñu déglu ko parce que boo jiitee di nga déglu mais di nga déglu ñëpp mais doo dégg ñëpp ñu déglu ko ba mu di kàddu comme am na droit wax ci ndax ci koñ bi la dëkk waaye ñu jëfe leneen lan bëggoon foog naa ni l'avenir nous a donné raison l'histoire nous a donné raison parce que suñu ko deful woon hors sujet la ñuy def mënu noonu dañuy jël une équipe bu toll ni Cosaan affilié ko fédération ku xam fédération mu équipe bi war a nekk équipe bu fañoo communal maintenant comme yam dayoo comme ASC communal war a am ay subventions yu jóge ci mairie war a am notoriété bu mairie bi nga xamante ni moo koy cëslaay bi nga ni da ngay def panel pour expliquer loolu te doo ko jiital maire bi mu présider ko ñu jiital ko nag mu taxaw ci taxawaayu maire ak autorité à l'époque parce que daf ko accepter ak volonté maa ngi fàttaliku la veille ci vendredi bi dafa julli tisbaar ba pare woo ma téléphone ni ma Lamine man la monsieur le maire parce que booba man ak moom jotuñu miinante wax dëgg yàlla mu ni ma jot naa lettre bi wax nan ma ko tey jii dañ ma tàggee sama goro bu gaañu mu ni ma dama xamul ndax dañ koy denc léegi ou pas mais su fekkee dañ koy denc léegi suba lu mu xat-xat dinaa ñëw présider ko mais su fekkee suba dañ koy denc nag du ma mën a ñëw mais dinaa yabal le deuxième adjoint Modou Mbéri en charge du sport et de la jeunesse mu représenté ma waaye jàpp leen ni bu boobaawee lu mu fa wax ak engagement yu mu fa jël man maa ko jël kon loolu te noonu la ko Modou Mbéri defee ñëw wax au nom du maire Babacar Ba jël ay engagement xamal na ni équipe bi dañ koy jàpp dañ koy considérer comme équipe bi nga xamante ni moo nekk foofu kon loolu ñàkk koo wax aussi erreur lay doon su ma yemee fële rek mais nag teewul aussi ñu jëlal loolu léegi nag équipe boobu nga xamante ni moom lañ àndaloon wala groupe d'amis boobu nga xamante ne moo am loolu moom lañ ñëwee woon ci Pambou looloo tax d'ailleurs bi nu amee ci diggante bi nag ay seetlu bi mu neen de déglu leen ma ñu déglu ko te booba élection yi puusagun ko te it bëgg nañu continuer nekk acteur ci langue politique yi waaye nag rafetlu nañu ñun ak àndoon nañ sur le principe dañ ci mës a ànd maanaam déglu bi ñu déglu ko ñu àndaat doonu say moom su mu topp su jiital nu doon suñu kilifa ñu ànd ak moom ba définir suñu plan bi nga xamante ni moom la ñuy war a yóbboo ci élection yi loolu moo nekkoon stratégie bi alors bi ñu ko dégloo nag mu xaw a yeex parce que jàpp nañ ni yeex na parce que ay élection bu ñu ko formuler ñu dem ba 1 mois 2 mois te déggoo ki leen war a wax ci même moment yooyu dégg nañu kenn ci ñun ci xombal gi nga xam ne chaque jour ñu ngi fiy ñëw di ko dégg ñuy wax ni diw de nee na candidat la alors kon te ñun waxaguñu dara. mënoo tudd turam. waaw léegi nag. mënoo tudd turam non tudduma du ma mënuma tudd turam. non dëgg nga wax sax parce que non xam nga tax mënuma. yaa ni dëgg moo nekk non waa si dama ni damaa dégg ñu ni Serigne nee na parce que Serigne waxuma man. Serigne Mbacke Anne. ñu damaa dégg ñu ni Serigne Mbacke Anne nee na moom dina nekk candidat ci. non il a dit élection yi di ñëw waaw non man li loolu damaa dégg laa man moo ma gën a wóor parce que man waxuma ko te dégguma ko man donc damaa dégg laay mën a wax alors bi ñu waxee loolu ñu amul mat suñu kuréel googu ma lay wax ñu def délégation waxtaan suñu biir dem seeti le maire chez lui mais yow demoo da ngaa yónnee waaw non déglu yónnee ma damaa defaat booy comme ni ñu koy waxee ca boy boy ba damaa delloo buum ca boy boy ba looloo tax ma leen ni nettali historique bi en 2014 bi ñuy ànd ak Pambou gisuma dégguma musunoo wax ok te même xarit ya demoon wax ni ko
yow la ñuy jàppale même xarit yooyu ñoo demaat wax ko c'est bon dara soppeeku ko fi c'est bon léegi nag man dan maa mandaté man dugal ma ci liste mandaté ma ba nungul ma poste adjoint wala poste conseil municipal nungul ma poste adjoint te waxaale wu ma ko waxuma ci dara alors mandat boobu nag man nga xamante ni samay xarit yooyu ñoo ma ko jox ba ma bokk ci liste bi ba doon conseil municipal ba doon adjoint mandat boobu san duma ko yéegalee samay mbagg ba foog ni damaa war a def ci politique wala ma avancer beneen jéego boo xamante ni du ma delluwaat ca ñoom par contre le mandat bi nga xamante ne nag moom lay doxal ginnaaw bi ma mandaté moon pour ma bokk ci liste bi ma demee nag ci liste bi nag ba waa xombal fal ma nag foofa nag moom wax dëgg yàlla mun naa leen a déglu waaye la may def nag luy neex xombal lay doon ñaari mbir yu bokkul la maanaam la gestion municipale ak la gestion politique tant qu'on parle de la gestion municipale Pambou bay sama kilifa Dembaay sama kilifa man kilifa laa ci conseil municipal bay sama kilifa waa xombal ci kilifa gi tant qu'on parle de la gestion politique de Lamine Gueye et de sa carrière politique loolu am na ñu mu koy waxtaanee. mooy ay xaritam quoi. léegi nag pour répondre directement waa laisse-moi venir pour répondre à Alioune Diouf. ndax xarit yooyu ndax danoo nekk organisation. wala ndax danoo am lu ñuy liggéey nangam doonaguñu organisation fan nekkoon en 2014 ba tey la nekk waaye nag yàlla suturaal na nu yokku na. yokku na en nombre. yokku na en qualité. yokku na ci xel yu sell. pour jëm fan. pour nag non pour doonaat rek doon même xarit yooyu. am nga vision quand même. waaw loolu doon dajale di yokk ak xelaat yokk ak passif. mais je pense que Aliou loolu moo nekkoon question bi. waaw mais léegi nag kii question boobu léegi nag. non relance yi moom relance yi fépp la buñ xool ni Aliou li mu ubbi am na solo. waaw mais loolu ma dama doon il fallait que ma daaneel fii Aliou yem. waaw léegi question bi. am nga foo leen visé quand même. waaw naturellement bande boobu demul noonu rek quoi. dajalewul nii di yokk rek di yaatu dem am na fu mu war a dem quand même ah Diouf. bon question bi yaakaar naa leer na. ci ni mu waxee ni moom en tout cas groupe boobu nga xamante ni ay xarit la. dañoo delluwaat di liggéey. mais tey jii est-ce que li nga wax ni li nga dégg ni ku ñuy wax Serigne Mbacké dafa wax ni dafay bëgg nekk candidat. est-ce que loolu rek doy na si lu tax yow nga war a jàpp ni kon da ngeen a war a yéen itam taxaw fësal seen bopp wala ngeen dem waxtaan ak maire ak it bi ngeen demee waxtaan ak moom lan ngeen jot a wax ak lan moom jëlee ci wax. ak moom lu mu la tontu. waaw en fait xam nga moo tax Souley il a insisté pour ma wax Serigne je le salue au passage. c'est un ami c'est un frère. jàmm rek la ñu seet. mais on fait la politique aussi loolu dara nekku si quoi. donc Serigne bu fekkee ni am na ñu ko dégg. donc moom nëbbatuwul quoi. parce que tamit. non il a dit publiquement il doit être courageux aussi d'assumer ses actes donc loolu dara nekk fi. mais du loolu kese je veux dire que c'est-à-dire que dama la wax historique bi maire mii suñu kilifa daf ni nu man je parlerai pas de wax jooju du ma attardé wu ci li mu waxoon ni ay un seul mandat pour tracer l'élection loolu moom conception la déggin la ku nekk am na nu mu ko déggee man par exemple personnellement ni ma ko déggee jàpp moo ni maire bu bàyyi defee 3e mandat loolu mooy dafay dem man jàpp moo loolu bu defee benn mandat day dem man jàpp moo loolu loo jàppoon man li ma jàpp mooy un seul mandat pour tracer wanew yoon wanew yoon ne veut pas dire que un seul mandat pour dem mun naa wanew yoon mu rafet mu jaar ca continuer dem mun naa wanew yoon jàpp ni nag comme wane na yoon te xale yi mu àndal mun nañ koo yeggale mu ni ma dinaa leen ngemb ngeen yeggale ko non mais moom nag dafa wane yoon ba pare waaw ut ci booyam yooyu ko ngemboon yóbbu ko ci pouvoir bi te nga xam 96 ba léegi mi ngi koy lijjanti mu seppi ci kenn ni si yoon wi ma tracé nag fii laa bëggee yow nga jaar waaw loolu moom loolu da ko nëbbu ko quoi waaw loolu man xaw ma ko parce que non man ñoo la ko laaj waaw très bien waaw non loolu xaw ma ko waxuma ko man personnellement non parce que fa ma yemoon ak ay jëf la man fa ma yemoon ak man moom laa leen nettali mais ay jëf la parce que man aussi maire kilifa la suñu waajur la kilifa la ci dëkk bi mooy maire bi waaye nag man it kilifa laa te moom it kilifa la ma jàppe nag effectivement boo amee nag chance u am kilifa ngay kilifa di war a doo waxee ci mbedd du ma gindi ko ci mbedd man maire laay waxal donc li ma koy wax su ma ko soxlaay dama koy waxe këram su ma soxlaay mu waxe këram man ma jàpp ne daf may woolu moo ñu waxtaan comme fi ñu yemoon mooy dinaa leen woo te woowunu ba tey ñu dem nag ba yëg ni ñun alors bu danoo comme nee na dañuy woote am na foo woo boo xam am na foo xam ne te nit boo fa bëggee toog nag di xaar woote bi day yàgg ñu dem vers lui benn yoon ñaari yoon mun leen lan en toute responsabilité xamal ko ni ko maire benn bi dañ ni ko ah ñun day élection yi déggunu ni fomm nan ko waaw te da nga waxoon ni di nga woote ñu toog waxtaan kon xam nga ñun ragalunu woon waxtaan bi effectivement allez-y c'est-à-dire c'est très important alors bi ñu ko waxee loolu mu ni ñu foofu ña demoon ni ko ñu ne dégg nañu ni sax am nga kenn ci sa ndaw yi muy sëriñ am na fu mu taxaw ni bëgg naa ne candidat mu ni leen loolu amul ok parce que
sëriñ jabewu ma noonu te loolu du jikkoom loolu amewul loolu kenn ñi ma ko def te waxewu ma man maay woote dinaa woo nit ñu toog ma wax sama xalaat ku ne wax sa xalaat bu ñu waree ànd baax na suñu mënta ànd nag man ku nekk xam nooy def loolu mooy première fois bi ñu ne ko kon baax na ñu demaat voilà toog ci koo xamante ni maanaam engagement boobu foofu ñuy waxee c'est la gestion politique on n'était pas obligé waaw c'est-à-dire maire danoo engagé wu boo xamante ni en 2014 ni dañuy jàppale pour mu nekk maire ci loolu ñu am ci responsabilité mais bu nu neexoon foofa lay daggee suñu engagement politique mu des gestion municipale bi nga xam ni il est obligé de nous associer wala d'être ensemble parce que deux choses différentes la malheureusement fii politiciens yi dafa mel ni loolu da leen a tëtal te leen a tël maanaam ku yore nguur rek da ngay fàtte ni dafa am gestion politique ak gestion li nga xamante ni dañ la koo dénk dañ koy boole ba ku la neexul sax ci wàllu politique nga xañ ko ab cëram ci wàllu administration fekk ni c'est deux choses différentes waaw mais alors léegi nag kon waaw si léegi deuxième fois bi pour terminer foofa nag foofa la mbir ma yàqoo laa jàpp sooxe parce que ban toogaatee benn weer xaw ma ñaari weer lan demaat booba tamit ba tey élection yi fommunu ko te ñu gis ni nag mais élection ku fay dem ñun ñi amaana sax buñ ca bëggoon a dem te war a nekk candidat indépendant dina am nu ñu koy waajale ñu demaat ca moom foofu la divorce wax ko nag fa la divorce mu ne ñu ni ko booba sax booba sax dafa am lu ñu yóbbaale parce que booba nag demuñu sax laaj ko danoo dem nag ñu waxtaan ñu ni ko ay la yowén daal xam nga lan la suñu kilifa nga suñu bàyyi nga comme deme ne nii te it la nga wax yow nee nga gisoo ko te ñun ña ngi koy dégg xombal ña ngi koy gis te waxoonu dara léegi danoo bëgg nga ñaanal nu ñu ñaanalante nga yëwinu ñu wutali dara nga wuti dara maanaam ñu wuti dara suñu bopp ngeen demal seen bopp ñu demal suñu bopp ok mun la lii lañ ko wax bon am na leen ca teg après mu ñaanal nu je pense que man dew ma fa woon bon mais daal ñun daal lan waroon wax nan ko li ci des c'est pas le plus important waaw non loolu koy amul sens mais waaw allez-y mu mel ni buñ la déggee day mel ni nit ñi xañ na kon dañoo comprendre mais yéen ci biir seen biir yéen a ngi doon respectante ku ci nekk di jox sa morom cër di waxante te it yéen a ngi doon bàyyi xel ni ku ci nekk du politique moo leen boole maanaam du politique moo leen boole mais maire bi si ngeen daje di liggéey tey jii la est-ce que du manque de communication bu am ba nit ñi jàpp ni da ngeen a yor ay yat di dóorante alors que te li nga waxee dafa mel ni mel noonu c'est important et puis Alioune sérieusement man nee naa Serigne Mor il faut que Alioune Diouf ñëw fii foog naa ni gën nañoo gisante lu yàgg et du ñu déggante alors c'est très important comme question parce que xombal loolu la gën a soxla quoi pour dire vrai en réalité li ngay wax nii kenn dóorantewul tonjontewul yi bopp man boog dóorantewu maa kenn te fayantewu maa kenn mais yàlla suturaal na ma moom du ma dugg ci lu leerul wala lu ma mënta lay mais le problème fondamental nag ay la yowén suñu kilifa la mooy maire bi moom rek jàppal naa ni moom moom problème bi nag li tax ma ni c'est le problème mooy du ma ko taxé ni moom moo am problème wala moom moo sikk mais dama bëgg a wax ni problème bi indi si moom la tourné wu donc loolu nag dama yaakaar ni dal gi àndu gi mu àndu mairie bi à un moment donné ndax xañ na wéradige ak yooyu ak it ñàkkul xam nga fii nit ñi duñ bàyyi weer si benn fan xañ na ñàkkul yoo xamante ni ay wax la yoo xamante ni parce que man déglu naa bërki démb benn kii bu mu def bay wax ni gars yi damaa dem rek ñu bëgg ma donn man loolu dama yaakaar ni parce que tout simplement li ñu ko rapporté moo baaxul quoi loolu kese la mais man mi xamoon maire ak la ma xam man ba tey la ma jàppoon ci PAM boobu 2014 ba tey laa jàpp si moom man nag bokk naa ci xombalaa yi nga xam ne ñoo ko gën a xamadi parce que man musuma ko fréquenté mais la ma jàppoon si moom bi nu àndee ba tey man loolu laa jàpp bi ma gëjee këram ak léegi matagul weer waaw mais c'est-à-dire su ma ko bëggee gis dama koy seet mën naa koo gis nag ñu waxtaan te duñu wax waxi politique duñu ngaañ pour wax la ni la kon dóorante wuñu tojante wuñu ay bopp waaye nag am na loo xam ne moom loolu moom duñ ci transiger te loolu waxoon naa ko en 2014 bi ñu gañewee première fois bi ñu toogee tête à tête ci bureau jëlagul service dama ni ko yow la yàlla dogal ngay maire la Idrissa Seck waxoon laa ko wax dama ni ko dafa am loo xamante li nu bokk heure boo ma si laajee dinaa wax li ma si xalaat te su ma ko waxee nag tu n'es pas obligé nga wéyal samay xalaat mais soo wéyalee sa xalaat yow dinaa ko nungu waaye su fekkee ni daa am looy def te nga war ma cee laaj ma war cee wax sama xalaat laajoo ma jëf ba pare du ma la wutal aw lay aussi c'est ça la vérité donc man loola bi si des nag ma ni ko kantaan nag say responsabilité yi ngay dénk yaa ko moom li nga ma dénk falaay yam boo ko jëlaatee du ma mer looloo tax bii nga xamante ni commission yi nga xam ne moom laa jiite maanaam am na loo xam ne daanaa ko def defatuma ko kenn mësumaa dégg ma kaas te ba tey kenn du ma kaas parce que loolu moo ko moom
mooy jégali guyam c'est sa responsabilité muy joxe subvention c'est sa responsabilité muy wax ci wàllu culture donc su ma yónnee ma doxal ko su ma ñëwee rendre ko compte ni ma ko bëggee su bu xëyee suba gis keneen ku mu wóolu ku dul man yónni ko du ma ko mere. c'est clair donc loolu leer na léegi mais Lamine dama bëgg tamit ñu avancer ci kii bi quoi. matagul weer. Merci. te këram laa ko fekk. mais Lamine Gueye. continuer di wax ci dëkk bi wala ba léegi moom. waaw non sérieusement li ñuy waxati ci dëkk bi pour dire vrai bëreewul daanaka mën naa wax ni. après élection présidentielle ba tey. wax dëgg yàlla toogatuñu wax ci benn dossier wala ci politique ci dëkk bi. c'est vrai c'est vrai ngeen di def ak bilan xombal tey jii parce que dinañ leen a faloon. mais Diouf mandat bi jeex na. tey wax nga ko léegi nee nga 2019 la waroon jeex décembre 2019. daf leen a dañ leen a dollilaat moo tax. mais tey jii boo doon présenter bilan est-ce que da nga ñuy wax lu positif la wala lu négatif. waaw mais Diouf dina tontu ci question bi mais dama bëgg nga yóbbaale parce que boobu dafa bokk ci yi nga xam ne moo nekkoon ci yu mujj yi. mais Diouf boobu la ko génne mais dafa am boo xam ni dafa nekk au centre te nit ñi ba léegi leerlu woon te dañ cee takk rëpp wala boobu ñi la ci takkal yow nga mën a justifier ci loolu parce que ñi dàq ci nga xam ne employé leen woon ngeen fekk leen fi en 2014 pam boobu dàq leen mais yow yëgoon nga dàq bi wala àndoon nga ci wala nan nga ci taxawee loolu il faut mu leer aussi c'est important mais importance bi nga ko jox du ma ko jox non man damay laaj man du importance damay laaj waaw non ni nga ko waxee du ma ko joxe noonu maanaam nag sous-estime ma wala xeebu ma ni nu dàq waxewu ma foofu maanaam nit ñi ndax ni ñu ko waxee ndax am naa si responsable wala ñàkkuma si li may wax daal mooy yëgoon naa ko waxtaan nañ ci ok alors yàlla dafa dogal bi ñu jëlee maire bi xam nga nag ñun ñu ci ëpp ci ñunoon à l'époque ñu nekkoon maire bi 2014 remplacé équipe bi fi nekkoon daanaka gan lan woon ci gestion municipale bi le maire le premier adjoint man qui suis le deuxième Serigne Mbacké président commission finance alors à part ñoom tonton Omar Fall tonton Makumba ñi nga xamante ni peut-être defoon nañu yenn conseil municipal donc ñu si bëri ay nouveauté la alors ñu amal bi ñu ñëwee comme toute nouvelle équipe ñu commencé di saytu dossiers yi ñu fi fekk donc à l'époque ndem si la si yàlla na ko yàlla yërëm tonton Petit Gueye dinu si dimbali ak Fatou ñoo fi gënoon nekk les anciens ak Baye Ale donc yu maire bëgg a xam ñu ñuy wan dossiers yi di ñu wax alors maire mu dégagé nag parce que en réalité c'est comme le président de la République c'est lui qui est en charge de ce qu'on appelle plan stratégie bi mu war a teg wala boo gisin bi mu war a def pour dëkk bi dox mu bokkoon ci gisinam parce que bi ñu ñëwee dossiers yi ñu njëkk a gis danoo gis ni ndekete ñun suñu dëkk bi produirewul benn recette quoi je vous rappelle benn exemple gis nga bi ñu ñëwee première information yi ñu am mooy que ni Xombal ndekete daanañu toog weer le premier ba le 30 ci weer bi ko li ñu doon collecté yëpp di ko yóbbu Thiès ci sunu compte du woon mat 1,5 million te alors que booba fekk nañ fi ay salaire lu mat 3 millions kon di ngeen comprendre nan la équipe bi fi defe woon doon amee problème sax daan bañ a fay ñi ngeen fi daan dégg ñu naan grève ay tamano kon nga xamante ni boo leen ko déggulee rek ñi fi nekkoon ay jàmbaar lan woon alors pour dire que ni loolu lan fi fekk ñun parce que tout simplement amuñu woon suffisamment de recettes xañ na parce que tamit yàlla danoo nattoo ñu nekk dëkk boo xamante ni amuñu ay ressources fu ñu koy mën a jëlee à part gare routière bi état civil marché bi alors ñun loolu bi ñu ko fi fekkee nag maire moom ci gisinam parce que moom mooy définir li nga xamante ni moom la gisee ñun ñu soog a wax nag suñu ay xalaat alors moom ci définir bi li mu njëkk a wax dani alors bu nu bëggee def fii ci dëkk bi daal d'abord li dëkk bi xaalis bi dugg ci dëkk bi faak ñu ñoŋal ko ñoŋal bi mu ni pour mu gën li ma yaakaar ne moo koy gën a ñamal wala boobu li koy njëkk bokk na ci li koy gën a ñoŋal mooy masse salariale bi nga xamante ni mairie baa ngi koy fay ñu fexe ba wax dëgg yàlla ñu wàññi ko loolu nag pour le faire il faudrait que vraiment ñu am ñoo xam ne dinañ séparer ak ñoom mu teg ci nii xam nga nag waaye gars yi séparation nag neexul rawatina dëkk boo xam ne ñëpp say mbokk lañu waaye nag lu mënta ñàkk il faut ñu def ko il faut avoir le courage de le faire alors ñu ni ko d'accord nañ si man bokk ma ni ko loolu d'accord naa ci personnellement ma ni ko d'accord naa si jusque là man xaw ma kan moo nekk ci mairie man bi mus naa dégg benn foofu benn jour ñu ni mairie am na 27 employés ma ni 27 employés parce que man du ma gis lu ñetti nit à l'époque quoi
parce que effectivement boo gisee kayit nga gis am na ñoo xamante ni ndeke dañ daan ñëw di émerger ñu leen di fay te doo leen gis fenn liggéey loolu sa dëkk bi loolu fekk nañ ko fi quoi nga d'accord alors ma ni ko d'accord naa sur le principe effectivement léegi nag mu des nag ñaari mbir aller discuter wala boo fexe ba moom mu laajte information parce que boobu moom il n'est pas forcément un connaisseur il fallait que loolu bu bëggee am faisabilité bi mu am être accompagné laajte à l'époque il y avait Aline Diouf je le salue au passage qui nous aidait beaucoup qui aidait le maire qui le conseillait en tout cas en cas de besoin le maire su ko demandé mais le maire aussi certainement am na feneen fu mu doon laajte peut-être le préfet bi fi nekkoon à l'époque Balde parce que boobu aussi maire bi amagul woon tout à fait au début li ma lay wax nii boobu conseil municipal bi secrétaire municipal bi ñëwagul woon alors donc ma jàpp ni moom li ci des moo ko yeggale donc moom moo dem ba xam effectivement yan employé la ñuy dàq parce que xaw ma man booba contrat kan moo am contrat ak kan moo am kan moo nekk permanent donc après nag bi mu amee documents yi je me rappelle am na benn jour mu woonu réunion boo xam ne man fekke naa ko mu woo ñi nga xamante ni par exemple boobu mooy bi ñuy waaj a toj affaire bi noonu te gars yi dëkk woon foofu en marge de cette réunion là ci la ñu waxee ni ñu Lamine liste bi am na 11 personnes su ma juumalee ñoo xamante ni seen contrat laajte naa ko wér na day jeex mënu rendre contrat seen contrat ci novembre bi ñun juillet lan nu fal juillet août septembre octobre novembre seen contrat day jeex novembre te nag bu dee jeex novembre ce serait une bonne occasion ñu laa leen ni jaare fa arrêté wala leen ndax au moins xam nga kon logique am bàyyi ngeen xel logique am si maanaam pour kees yi maire bi gën a fees pour mu gën a am lu nu liggéeyal dëkk bi mu ni 11 yi alors seen contrat novembre lay jeex léegi nag il fallait que ñu somme leen bind leen wax leen ni leen kat loolu am na lu ci yoon wax xaw ma ko maîtriser wu ma texte bi trop vraiment ci code du travail mais xañ na préavis di nga ko def minimum 3 mois avant mais beneen bi nga xamante ni c'est important ma bëgg ko préciser mooy daf ni secrétaire municipal bi pour ñu entamer foofu ñun la ko wax mu ne damaa bëggoon sax wax dëgg yàlla ñii ñu waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni sax kenn ku nekk à la fin de son contrat ñu am lu la dimbalee jox la ko dàmpawaale la dàmpaay loolu la ko tuddee ba pare wax leen ni leen aussi leneen lu feeñ ci dëkk bi balaa kenn ñu jël feneen keneen ñoom si ñoom la ñuy jël ñu rafetlu ko ànd ci ba tey nag man xaw ma diw ak diw la yàlla xam na ko alors kon mën nañ tënk ni kenn dàqu leen seen contrat moo jeex loolu lan maire wax mais Fadieng c'est bien parce que nag contrat en réalité le maire c'est très important à préciser Souleymane laisse-moi terminer allez-y parce que dafa am bu ma war a dugal c'est important te mooy accompagner question boobu non Fadieng m'a relancé c'est important parce que tout à fait au début su fekkoon ni maire daf noonu loolu ma bëgg pour ñu yegg fa mooy faaw ñu am noonu dàq boo xamante ni dina am après ay conséquences ay juridique ak yeneen ak yi ndàmpaay am si kon amaana mun na am tontu yi du demee noonu te it gëwuma ni moom dina ko waxee noonu moom dafa saytu dossiers yi ñu jébbal ko ay dossiers yi ñu wan ko ni ko ñii ils seront en fin de contrat en mois de novembre sur cette base là la ni ce serait une belle occasion pour ñu wàññi Fadieng man d'accord naa monsieur le maire d'accord naa sax ni effectivement woo na leen ci loolu te xam comme ni nga ko waxee ay bëla ngeen ñëw ngeen am na ñu am expérience wax na leen ba moom ngeen d'accord ci loolu amul problème mais objectif bi mooy kees yi ñoom am xaalis bu ñu liggéey mais lii problème bi mooy de retour demewul noonu parce que après dañoo jëlaat ay nit ci yéen dàq ñëy jëlaat ay nit ci yéen ngeen accepté loolu kenn ku ne jox la kenn nga choisir kenn foofu nag mooy problème bi lu tax ngeen accepté loolu waaw xam nga d'abord je pense que ni ñi nga xamante ni dañoo nekkoon ay contrat ci mairie bi si ma mémoire elle est bonne yoruma suivre pour ne pas ma juum ay 26 la ñu ko 27 ci nombre boobu ñi nga xamante ni dañoo waroon a jeexal nga xamante ni ni ñu ko waxee au mois de novembre c'était à peu près 11 xaw ma nangam alors effectivement c'est-à-dire benn nit sax wàññi ko rek ñoŋal na parce que da ngay def salaire boo koy calculer pour kees yi da ngay def 80 000 wala 50 000 multiplié par 10 lu mu gàtt mu nekk benn 1 million wala 500 000 loolu retombé la noonu ko calculer boo wàññee 2 mu noonu boo wàññee 3 mu noonu alors bi ci des mooy mais Souleymane aussi ñun danoo def politique ba jël mairie bi dik xombal nag loo xamante ni mosu fee am mu am ñaari mbir yoo xam ne dañ ko kenn mënuñu koo bañ a nungul benn bi mooy góorgóorlu ci xombal ba li fi nekkoon gën li fi nekkoon mais bi ci des it mooy ñu nit suñuy politique bi ñu doon def ñi ci àndaloon su amee ñoo xamante ni mën na noo yor li ñi fi nekkoon yor ko te duñu yàq seen duñu yàq seen worma duñu jël seen ak seen yelleef c'est très important ñu jox ko suñu nit loolu yoon bañuñu ko loolu yoon du lu yoon bañ du lu éthique bañ surtout en politique
par contre man kees yi ngeen doon ñoŋal moo waaw non c'est important waaw léegi nag dinaa la wax li nga xam man li ma fekke waaw ak li ma mujjee fekke ci wàllu jël bi nu waxee loolu dama ko fàtte woon a wax heureusement que nga indi ko mais def ni nu aussi après beneen réunion daf ni nu léegi on va dinañ am 5 yoo xam ne dinañ leen dugal c'est-à-dire mu ni ma Lamine tu vas essayer de nga xool en tant que allié xaj na la ma waxee loolu nga wut kenn koo xamante ni day ñëw ñu indi ko mu ni Demba da ngay wut kenn moom il va avec ses amis ils vont chercher 3 alors looloo indi sama xarit bi di Serigne Mor man consulté wu ma kenn boobu tamit def naa ko devant samay xarit consulté wu ma kenn foofu lan ma ko waxee laan ni man je propose Serigne Mor. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de raisons yoo xamante ni. mais yow da ngay consulter sa gars yi kay looy defati. waaw mais loolu da nga si consulter. waaw parce que xamoon naa ne aussi su ma ko defee du leen metti. d'accord parce que booba tamit Serigne Mor dafa mel ni ñun ñëpp ñu ngi woon Dakar. mais à un moment donné comme ñun ñu ngi doon ànd xam nañ li ñu bëggoon amoon na yéene ñëwaat xombal toog amoon na yéene xombal liggéeyal xombal. donc su amee occasion boobu non seulement liggéeyal xombal mais del ci waat xombal toog def base politique am. mais on lui donne cette occasion. et il l'a fait c'est important. donc loolu la Demba joxe kenn. maire jël yeneen man loolu laa mujjee xam ci parce que loolu jox ngeen ko quota non bi may wax man laa wax bi may wax ci première fois bi loolu 2014 la on venait juste d'être installé booba laa gëjee xam ci ku ñuy jël ak nuñ ko jëlee booba benn yoon boobu lan moo consulter ci recrutement maire bi loolu nga accepté loolu te yow kees gi rek ngeen bëggoon mu ñoŋ bëgg a liggéey yéen man foofu ba léegi nii laa bëgg nga ñëw fa monsieur le maire waaw mais yow dàq ngeen ay nit pour kees gi noyyi non mais wàññi nañu 6 personnes la ñu wàññi c'est-à-dire 6 personnes yoo xamante ni ils sont en fin de contrat waaw ba pare jëlaat waaw mais si bu fekkee ni 11 lañ fi fekkoon bu fekkee ni 11 ñoo dem parce que 11 seen contrat dafa jeex léegi ñun on a libéré les 6 loolu mooy logique bi de maanaam du da ngay wàññi ñi jël ñii maanaam dafa am ñu 11 yoo xamante ni dañoo seen contrat dafa jeex donc danoo war a arrêté suñu arrêté nag boo dee renouveler bu la neexee yow nga renouveler leen bu la neexee nga renouveler ak say nit yu bopp ñun quand on a voulu renouveler il a voulu renouveler avec suñu nit yu bopp waaw ñu bees ñuy jëlaat nag te yow noo ko gisee en tant que xombal waaw mais boobu xaj na waaw boobu tamit li ma ciy wax mooy man bi dama ko dégg comme yow comme nii da ko wax alors comme dama ko dégg damay rafet njort ni xaj na daf koo def suivant les besoins du moment comme moment yële en 2014 les besoins c'était de libérer les 11 employés yi nga xamante ni ils étaient en fin de contrat et d'en prendre 5 yoo xamante ni 5 lañ jëloon si ñun donc libérer 6 yi parce que ñoom ils sont libéré wuñ leen gratuitement ils étaient ñun loolu la ñu maire wax ils étaient en fin de contrat en novembre 2014 dañu seen contrat dafa waroon jeex loolu la ñu wax donc ci base boobu lañ leen libéré malheureusement li ci ñoom xam nañ ko am dëgg seen kaw donc ça veut dire que le maire n'a pas été bien conseillé juridiquement et malheureusement ñu daan maire bi mu nekk une responsabilité boo xamante ni moom ci la bokk mais ñun ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom yëpp ci leen bokk maintenant c'est à Khombole de juger kenn ku nekk lu ci am mais Lamine mais sama bilan waaw bilan bi nan dem ci bilan bi foofu laay tontoo li ma waxee léegi nii loolu laay wax ci bilan bi dafa am loo xamante ni Khombole lañ ko doon liggéeyal ñun équipe municipale lañ ay conseillers municipaux lañu ay adjoint maire lañu alors ñun maire bi mooy suñu kilifa Pamboub mooy kilifa dëkk bi mooy maire dëkk bi prérogative yi ñuy jël man en tant que adjoint tey ba léegi adjoint maire la te nee naa la mën naa am lu mat juróom-benn weer yi ni gisoon te ma Pamboub ñu wax ci wax dëkk bi mais loolu taxul du ma doon adjoint maire léegi lii man li ma jàpp ni mooy mandargaal adjoint ji mu nekk ci le plan jëf mooy lu may def wala li may def loo sama bureau nga mairie kenn du fa dugg su ma ko joxulee caabi ji te loolu yoona ma ko may jox léegi waaye su ma fay xëy suba di fa toog ni damay liggéey si te kenn liggéeyloo ma dara ban njariñ la donc pour wax la ni la lépp mi ngi nekk ci responsabilité de la maire ça ne veut pas dire que ni nag le bilan li ci bon ak li ci baax waxuma foofu de mais dama bëgg a wax responsabilité c'est très important. système bi aussi amul problème. parce que politiciens yi dañuy seetlu ni ñoom duñ faral di wax système bi. mais li xew nii dafay mel ni am na problème système. le fait que maire wax nga léegi ci commission yi. même bu nekk bu dee yaay président commission en réalité moom mooy président bi. parce que c'est le président des commissions. kon est-ce que foofu du problème système tamit. parce que boo nekkee yow boo nekkee deuxième adjoint am premier adjoint te lay def mais lañ fay doxal même bu ngeen ci bëgg dara wala bu ngeen ko yëgul mënu leen ci dara. mais Alioune nga baal ma xam nga foofu man mënuma wax foofu moom mënuma wax ni forcément système bi la parce que c'est vrai que ni ñu tëggee administration sénégalaise
wala système bi en général munoo fexe àdduna moom faaw responsabilité yi am ay niveau la. non loolu maire bi leen dooleel foofu. waaw non mais. maire bi c'est le chef quoi. c'est exactement ça. parce que responsabilité yi àdduna noonu lay demee. oui mooy wax système bi maa ngi wax li xew. yow dañ laa fal en tant que deuxième adjoint. oui askan wi dañ laa fal. oui am si yow yaakaar. c'est ñu bëgg nga liggéey. c'est léegi fekkee xañ na déggootoo maire bi. tax mënatoo liggéey askan bi yaa problème. dëgg la. mais loolu daa war a démissionner sax si yow. dafa war a démissionner sax je suis parfaitement daa war a d'accord démissionner loolu quoi. moom jàpp naa ni. lu nu war a mën a seetaat la. sur le plan de l'organisation. sur le plan vraiment de la gestion des collectivités locales. mais parce que mais nag bu boobaawee nag xam nga fii tamit cër yi dafa am cër yoo xam dafa mel lu rëy si ñun. parce que li ma lay wax nii ni ma ko mën a tëkkaleel ñaar la benn bi mooy le président de la république dañ koo fal au suffrage moom mooy président bi mu am ay ndawi réew yoo xam moo leen di tànn. jox leen kenn ku nekk responsabilité xaj na moom moo tànn mais fii ñun askan weenu tànn léegi nag mais adjoint bi xam nga bu ñu yemoon ci adjoint rek du doon problème mais bu ñu nee adjoint maire man fu ma génnee ñun ma monsieur le maire donc mais mu warumaa jëf ju tolloog jëfu maire aussi c'est ça la vérité maintenant loolu maintenant bu fekkee naar rek moo am mooy ñu dindi bu ne yem ci adjoint bañ a yegg ci maire bi wala effectivement ñu réformer changer ba nga xamante ni adjoint maire bi une fois ñu def ko maanaam jox ko ay prérogatives te maire bi dénk ko suñu neexaw ak suñu naqaree da ko war a wéer mais loolu yow xam nga buñ koy changer Sénégal gépp la ñuy changer parce que tey suñu demee ba yegg naan président de la République maire ba fa nekk ci gox bi su àndul ak moom sax mun na am liggéeyam sooxe c'est un problème kon d'accord naa ni ci mbir yooyu mais li may rappeler c'est très important fii ci Xombal moom man personnellement dara du ma metti ci loolu xam nga nag lan li waa Xombal yëgul moo tax tey dinaa leen jox benn exclusivité lii waa Xombal yëgul mooy ñun ban nu falee ba tey ñun arrêté amul arrêté bu nu def président commission nangam c'est-à-dire man ci mairie Xombal bi ba tey may waxee yow man sama signature fu ma la ko signaler def la ko ñu tëj ma maanaam perte nga sama signature compté wul ci dara loolu c'est clair loolu nag mooy différence bi am na te loolu maire bi rek moo ko sañ Serigne Ndiaga Diouf ñi ngi ko def état civil la nekk Omar Fall état civil la li tax Omar Fall bu signé mu jàll parce que délégation parce que dañ koo defal délégation de signature man dan maa def commission sous proposition du maire commission jeunesse et sport mais tey su ma demoon di négocier benn contrat wala benn partenariat ba mu wéy c'est-à-dire man sañu maa signé di ci def sama cachet te kat moo ne kat defal la noonu ñun ñëpp ay cachet ba def ay cachet sax nominatif waaye sañu ma ko def fenn mais lu tax nga xam ne yow sañoo signature signé sa signature comptul le maire mooy signé mais ngay jël sa alal di ko dugal ci c'est très important ça c'est un engagement lu tax nga jël xaalis xam nga lan moo tax ni yow ak ñeneen mais yow la ñuy waaw xam nga lan moo tax da nga dama lay renvoyer 2014 la ma la waxoon ñoo ngi dem Xombal pour dugal suñu loxo ca politique ba looloo tax bu ma àndee ak maire bi suñu defee non politique amee loolu war a politique waaw mais déggoo la ñoo ngi dem pour dugal suñu loxo ci gestion ba man waxuma woon ñoo ngi dem pour politique de dama ne ñoo ngi dem pour dugal suñu loxo ci politique ba parce que tu passes d'abord par la politique pour mën a accéder à l'appareil waaw d'accord mais problème bi laa tur bi amoon te yow sa yoon newu ci laalawu ci sa yoon newu ci yow nga ñëw jëkkati sa xaalis dugal ci loolu la ñuy laaj parce que xamal waaye loolu daf leen jaaxal waaw mais tur ba aussi waxoon naa ko ci conseil municipal ba ñan ko jiiñoon ña leen ji ña ko jiiñoon xamuñu ci dara ñooña laalewuñ ca dara parce que si c'est un long processus mënu ma si dellusiwaat mais laaluñu sa dara Omar Fall n'a pas détourné l'argent des Xombolois n'a pas détourné l'argent de la mairie Omar Fall 2017 la loolu xew ñu toog une année boo xamante ni dañoo voté budget ñu ngi ko voté mars 2017 budget ba di traîner ba octobre 2017 lañ ciy soog a am accès bi maire feebaree dem ba assurer intérim ñaari engagement lañ ci jël subvention association sportive 4 millions 500 Petit Gueye yàlla ko yàlla yërëm moo ma ko jox bi mu ko jëlee maa ko joxe ca maire ba yaa ko couvrir woon ak ASC yi beneen bi ñu ci jëlaat 10 mois après lañ ko jël mooy bi ñuy joxe fourniture scolaire dem ba moo engagé pour année boobu ñu joxe fourniture scolaire 7 millions la mooy yi ñuy joxe at bu jot te fournisseur ba nu ko fay préfet il a fallu l'intervention du préfet à l'époque ba fournisseur bi livré nu ko 1 mois après ñu soog koo fay ca loola parce que booba restriction dafa amoon ci Demba en tant que premier adjoint qui assure l'intérim mënu woon a def lu bëri rawatina ay marché donc ñu toog 10 mois yoo xamante ni boo xamee fonctionnement bis bu jot exemple bi ma lay jox su fekkee mairie bi day jël 40 000 di ko def fonctionnement waxuma 40 000 yu ñu lekk wala di ko togge de wala di ko mais fonctionnement mairie bi social da cee bokk taali lampe da cee bokk defar ay cellules dafay bokk
peinture daf see bokk nangam ak nangam tey exemple bi ma lay jox soo jëlee 40 000 multiplier ko par 20 jours ci weer wi nga génn ci samedi ak dimanche weer wi des 20 jours loolu 800 000 la benn weer bu ne boo ko multiplier par 10 mois muy 8 millions. Donc effectivement Omar Fall c'est le maire à l'époque qui lui avait donné instruction parce que boobu suñu budget dañ ko voté mu bloqué wu bu ñu amee soxla fii ñu ni ko jël ko ci recette bi nga xamante ni moom la waroon a verser Thiès mu koy jël. est-ce que yoon la. loolu amu ci droit. est-ce que yoon la waaye tëju nunu la ma ko waxee woon. waaw béy wéy na mbuus romb nañ ko ba pare. comme loolu c'est pas normal kenn waru koo def. xaalis ci xombal xam nga kañ lay doon xaalis ci xombal. bu duggee mooy suñu ko ramassé fii nit jële ko fii oto di dem ba Thiès su demee ba Canaba sax ñu sàcc ko si moom moo koy fay. merci. su demee ba Thiès ba jébbal ko ba dugal ko si compte xombal si bis boobaa nag lay soog a nekk xaalis ci xombal suñ ko soxlaawee ñu def engagement bind ni lii leen koy defee avec des justificatifs ñu fay nu ko loola nag bu li ci diggante bi liñ fi jaay ci quittance wala ci timbre wala ci recette wala ci nangam Omar Fall dañuy def ñaari fan wala juróomi fan moo xam wala fukki fan yu ne ñu yóbbu ko su fekkee ne dajale nañ ko ci diggante bi am lu fi xew maanaam dee am fi ñu war caa taxaw pour le compte de la mairie en fait c'est très important de le rappeler li mairie bi di def defu ko Pambou defu ko ci turam da koy def ci turu askan wi looloo tax ñu jox ko mandat ni ko bu nu xewlatee ci askan wi mu soxla jëlal ci sunu tur defal nu looloo tax bu dee amee mu dem bu nit amee ordonnance mu jëndal ko ci tur askan wi non dama ni loolu mooy doxalinu Pambou loolu mooy doxalinu maire laa loolu mooy cëram loolu na ko may léegi nag ki mu ko defloo maire a ko defloo Omar Fall parce que à l'époque Omar Fall d'abord il est le surveillant comptable bi ci des mooy c'était son bras droit le plus proche boo xamante ni il était en permanent à Khombole suñu amee lu nu war a def moo yoroon président tamit commission sociale donc suñu amee lu nu war a def maire ñu waroon koo am ci sunu jële ko Thiès ak lenteur administrative mu yeex te loolu mënut a xaar danaan ko compal ma wala abal ma ci sa recette bi ba nu am sunu xaalis nii la demee abal yooyu moo bëree bëri ba mat fukki weer te jotaguñu ñu sunu xaalis ña ko doon jox nag ni ko xëy suba rek yónnee ko fii ay ndaw ni ko yoreel nga noonu temps mu xëy woonu ñun ñii mën ak dem ba ñun dem biñ ko njëkkee dégg daf noo jaaxal waaye Serigne Mbacke mi nga xam ne mooy président commission finance woonu leeral na nu wan nu kay bi muy sunu nawle te xamuñu ko si fen ak a caaxaan ñu gëm ko ñu ni ko lu ci des ñu ni fay ñu génne ku nekk fay ko loolu laa waxoon ni bu nu ko maire bi fayee man sama wàll baax na suñu ko faylee may naa ko xombal ndax ñoo ko def loo waa xombal xam naa ci yu bëri nag yoo xam ne joxe na ko tey at moomu la ko joxe ndax lépp dama ko doon fekke donc ni la mbir mi demee moo tax dëgg taw ma benn yoon maire bi war a def deful man ma def waaw d'accord loolu c'est clair loolu question yaa ngi leer candidat nga élection yi di ñëw incha allah bu ma waa xombal defee candidat incha allah dinaa nekk candidat non loolu c'est vague quand même waaw léegi nag danga may kon ma développer foofu allez-y c'est très important c'est une belle occasion d'ailleurs loolu taxoon bëgg ma loolu jox waaw exclusivité bi c'est très important alors moo tax ma ni te loolu nag mais pourquoi bëggoo ma ko jox waaw li tax te gars yi di ma ko jox te yow nga ne te yow digoon nga ma ko yaa ma ko digoon léegi lii lan yaa ma ko digoon waaw c'est bien la xam nga loolu lii loolu moo lay wan ni wute nag gars yi yow c'est-à-dire ñin may tëkkale du ma ñoom waaw c'est important du ma ñoom non c'est important la forme bi may defee la forme bi may defee duñu ko defee waaw donc xam nga danga maa woo wax ma wala boog sama collaborateur woo ma wax ma wax ko ma ni ko non bëggee ma ko noonu ma ni ko sama tante Fadieng dafay nekk si rajo di journaliste wax nañ ko mais lii day jël temps foofa na la même chose te ñoom chaque journée kenn ku ne ñu dékk ma rajo ma daw waaw kon nag daje man leen kon format bi baax je te donnerai pas l'occasion yow kese nga def ko su ma sañoon fu mu ne nekk pare naa mais nag na leen arrangé parce que je vous dicte rien man leen man defloo ma leen lu leen dicté damaa bëgg ngeen def lu leen arrangé mais man nii laa candidat nga kay da ngaa dem ci candidat non c'est important léegi li ngay wax yëpp non xam nga garaawul daal wax ñu rek ndax candidat nga wala déet yii yëpp porte de sortie da ngay ut te loolu jaru ko candidat nga wala doo candidat waaw wala déet dama la wax nga may ma développé allez-y may na la ko c'est important may naa la ko parce que comme man buur laa benn yoon laay wax at mi du ma waxaat baal di wax buur nga ah si buur c'est buur yëg-yëg la ah yëg la allez-y buur mooy kii def lu baax mais yaa ngi bokk rek buur mooy kii buur mooy mais mi ngi bokk mais c'est ça allez-y loolu mooy dëgg allez-y waaw donte nag du ma buuru ceddo mais buur laa li ma bëgg a wax parce que wax ji wóor mën na bañ a bëri rawatina boo ko waxee benn yoon mu leer si ñi ñu koy dégg li ci des candidature da ngay jëf quoi si candidature bi alors candidature bi li tax ma ni la bu ko waa xombal bëggee dama fas yéenee taxaw boo xamante ni ginnaaw bi ma ko defee nag nga xam ñu bëri mën na am teg nañ seen bët ndax dinañ ko nangu wala déet c'est pas le plus important mais li ma wóor mooy li lay wan ni mën naa nekk li ma bëgg donte nag kenn mësu ko gis loo bëggee mooy dans l'unanimité
waa xombal gépp daan ay la yoon sax jox nañ ko ko. ah bon mu joxal ko waaw. yow loolu nag bëgg bi du lu ma bëgg man. maanaam damaa jaakaar ni man li may dénk damaa xam ni mu day. Fadiègue attention. waaw Souleymane boo ma may rek. non dinañ ko may mais gis nga Fadiègue xombal mosoo gis kenn ku waa xombal ñëw naan la yow mii lañ koy jox amul. c'est-à-dire dañu bëgg moom mu jël responsabilité am wax ni man Lamine Gueye candidat la wala duma candidat mais match bi jeex ñu dem suñu yoon. waaw non bu fekkee ni damaa war a développer ngeen may ma su fekkee ni loolu rek nga mooy réponse bi man nga ma yam ci li ma wax. waaw allez-y. alors li ma bëgg a wax mooy dofuma am naa 43 ans xam naa ni ça n'a jamais passé comme ça à xombal nii feneen donc li may wax kenn Jibril soluma takku may téere pour wax waxi dof wala ay wax joo xam ne dama ko gëmul dama gëm dama leen di wax nag li tax ma gëm ko ngeen jàpp ko wala ngeen bañ koo gëm mais loolu mooy dëgg waa xombal li tax ma gëm ni loolu laa bëgg maanaam lu may bëggal sama bopp d'abord intéressé wu ma amu fi par contre yéene ji ma amoon 2014 ba ni damay dem bokk ci langue politique bi di fekkee sax nag fi ñuy defee ko dindi pour njariñu xombal looloo ma animé ba tey moo ma desloo aussi si politique bi alors loola nag yàlla dafa maa dimbali bi ma boolee kilifa gu mel ni Pamb ak ñi nu àndal ñu ciy dox lu mu rafet ba yàlla ñëw ci mbiram ma jàppale sax xañ na jeexagul parce que yàlla moom mën na lu nekk alors mais li ci ëpp solo mooy sama jëmm ji man ma yëg ni man am naa Pastef gu ma bëgg am lu ma jéemale xombal ak ñu mel ni man alors loolu nag laa gëm ni format bi ma koy defee wala format bi ma ko bëggee man mooy comme damaa jàpp ne li may dénk natt naa ko xam naa ne tuutiwul bu ma sañoon comme dañ may dénk rek du sama yëf maynu ma alors loolu damaa bëgg bu ñi ma koy dénk ma ko ak teyu bakkan ak xel mu dal te li ma jàpp ni la meilleure façon ñu def ko mooy ñu ëpp ci ñoom pour ne pas dire tout le monde ñu ni wax ay la yéwén sax daal nan ko moom daal wóolu nan ko dénk c'est-à-dire looloo tax du ma ko laaj parce que li ma dénk li may bëgg a dénk man xam naa ko te li ma jàpp ni xam naa ko bu dee dëgg la ni ma ko xamee man damaa jàpp ni laaj ko wóorul c'est pas parce que attanuma ko mais li gën a wóor daal mooy nit ñi ni la doy nganu ci léegi nag ma bëgg nag à la place di taxaw ci télé yeeg rajo yi chaque jour di ko wax ak wax alors may jëf luy tax mu yokk yaakaaru nit ñi ci doy bi loolu laa préféré looloo tax mais candidat du ma ko wax c'est vrai du ma ko def léegi nag bi ci des mooy Alioune c'est très important candidat la c'est bien Souleymane dama bëggoon nga may ma foofu nag sur maanaam ñaan nag bii nag exceptionnellement candidat la occasion la pour ngeen may ma benn 5 minutes rek ma développé foofu alors gis nga loolu damay rassurer ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñi ngi ànd di ay xarit di ay collaborateurs politiques ak sax ñu yéene sax xañ na li may wax nii yéene ma ko yenn saa yi ma dégg ñu ni waaye il faut nga dem fii il faut nga wax parce que boo waxul xam nga xombal nit ñi am na koo xamante ni boo waxul am na jamono boo xamante ni su demee ba joxe kàddoo mun tëddal si c'est très important waa xombal dama leen ni bëgg ngeen déglu ma xel tuuti man politique bu may njëkkante kenn wala bu may di njëkkante làmmeñam wala kàddoom pour wax ma ko pour suba xalaat ni man dama bëgg ngeen xam ni defal kenn yorelu ma dara bokk maanaam man personne ne m'est redevable en rien kenn yorelu ma dara man xombal dama bëgg mu leer dama bëgg ngeen xam ni loo leen dégg wala ngeen gis ko wala ngeen xam ko ci man te ngeen rafetlu ko wala muy mbaax wala lu mën a doon ba ngeen yaakaar ni suba Lamine mën naa de damaa bëgg boo leen may jox dëkk bi ngeen jox ma ko ci yaakaar ni mën naa ko yor pas ndax mën naa jënd ceeb wala diwlin wala mën naa jënd ordonnance c'est très important ay mbir yu bokkul la loolu ku ma ko waxul du ko xam mën naa am ka ma koy séqal la waaye nag yor dëkk bi moom dafa laaj yeneen i compétence léegi nag da ciy ànd maanaam nit ñi yaakaar ni heure buñ la jubee mu faju daf ciy ànd waaye loolu ko sa doyul loola nag laa bëgg ngeen natt ci samay jëf ci taxawaay yi ndax loolu mate na ko pour que boo leen ma ko dénkee ngeen njott bi ngeen di am bi ci desit mooy dama baal wala ma fas yéene baal lu ñëwagul képp koo yaakaar ni dama séq yow teraanga benn yoon wala ay yoon waaye ay la yoon ci wàllu politique gisoo ni mën naa yor dëkk bi jéggal naa la yoraloo ma dara ci xol bu sedd fa sam xel nekk wala ka nga yaakaar ni mën naa yor dëkk ba àndal ak moom te du tee suba ak ginnaaw suba lu ma séq yow dina rafet incha allah donc loolu c'est très important li ma bëgg a wax mooy nekkuma ci course kenn man bu doon dëggal course dëgg damay wax léegi exclusivité beneen laa lay wax su doon course la sañ naa la wax léegi
kenn ku nekk ci ñuy course rawee naa la 1 kilomètre 500. yow kon yow candidat la donc kon titre bi mooy Lamine Gueye candidat à la municipalité loolu mooy titre bi gars yi ñu avancé ah ñu avancé waaw léegi d'accord mais léegi candidat nga léegi candidat la léegi su candidat nga suñu demoon élection nga gagné nekk maire Lamine est-ce que attan nga dëkk bi Lamine Gueye il faut aussi non même mu ñëw foofu après nga dugal sa bos parce que attan bi aussi ci la Lamine est-ce que yow ñeme nga ñu jox la dëkk bi nga mais Souley dafa mel ni yow dafa mel ni yow dimbali naa la waaway dafa mel ni dimbali naa la pour nga laaj ma question boobu parce que maa ko fi indi sànq déedéet indi fi dara c'est très non man maa ni nga boole ko parce que mën naa peut-être bi may wax ni moo war a jiitu yor boobu effectivement buñ toogee ba xombal gépp ni yow la waaw xam nga ñu ni yow la moom dafa nekk loo xam dafa leer lu kawe la boobaa dina def pare nga pour am programme merci beaucoup mooy téye xombal merci beaucoup mooy loolu mooy li la wax rek ndax yoon mën nga ko attan allez-y par rapport ak ñaari question yi normalement buñ ko teglantee am na bu war a jiitu bi si def bi war a jiitu mooy programme bi très bien alors allez-y donc sama tante jërëjëf si question bi bu yàlla dogalee d'abord ñëpp wala ñu bëri ni yow la ba jox la ko boobu beneen mbir da see am beneen secret la muy ban mooy yàlla da ciy dugg waaw non yàlla moom mooy fal te moo lay jàppale dooleem loolu grave loolu donc yàlla ba nga ko xamee c'est très important non loolu yàlla la waaw xam nga nag yàlla comme nee na day fal mooy fal kay moo lay téel boppam nag te mais am na yeneen buur yoo xamante ni seen i askan da leen a ŋàññ gis nga ni yàlla def ak ñoom doon nañ buur ci kàttanu yàlla mais jëfewunu lan war a jëfe seen askan yàlla ñëw kii mbiram moo tax nag boo amee nag boo ko yàlla nammee mu tasanteeg nag nit ñi yéene ko yàlla namm ko day moom day am leen lu mu ci dugal mooy moo lay kattanal boppam wax la ci programme waaw programme boobu nag laa wax ni kattanal boppam xam nga yàlla dafa dogal ci chance yi tey ñi fi nekk maire à part maire bi nga xamante ni moom moo fi nekk xaw ma ndax dina nekk candidat am déet Pambou ci ñi ma xam wala boog ñi ma yaakaar ni ñoo nekk candidat ci terrain bi macha allah yaakaar naa ne ñëpp xam wàllu mairie ok maintenant li ci am solo rek mooy xam nga xam bi moom baax na pratique bi aussi gën a dolleeku gën baax man chance bi ma am bokk li ma yaakaar mooy maa ngi pratiquer mairie ça fait 5 ans et c'est ma première fois aussi mais 5 ans yi macha allah riche na parce que ànd na koo xamante ni macha allah yàlla dimbali na ko wax dëgg yàlla mu nekk nit boo xamante ni bëgg na lu baax quoi te man nit boo xasee bëgg lu baax rek da ngay gis ay bunt yu bëri ubbeeku xam li tax ma lay wax loolu c'est très important Souleymane tey jii amul wax dëgg yàlla ci li nga xamante ni mooy collectivité locale loo xamante ni rek maanaam umpale naa ko parce que man yàlla dogal na li ma war a yore dëkk bi man wala domaine yi ma war a li nga xamante ni moom laa yaakaar ni wala moom la waa dëkk bi nga xamante ni moom la ñu yaakaar ni mooy levier yi nga xam ne moom la nit war a sukkandiku maire ak ñi mu àndal conseil municipal bi wala équipe bi wala ay collaborateur wala ay conseil sax bu mën a doon pour jëmbal mbir yi doxal ko man yàlla dogal na domaine yooyu yëpp xam naa ko benn ñaareel bi domaine yëpp man def naa ciy jéego man amaana sax bala may yegg ci maire bi lépp sotti c'est que looloo garaaw looloo si neex mooy man sama mbir li tax muy neex su ma ko doonee mooy laataa may jot pouvoir bi man dootuma sonnati dinaa fekk ma dajal lu bëri te li may dajal mooy li gënal waa xombal maanaam li waa xombal bëgg laay def man nekk naa ci bu yàgg loolu kenn ku nekk bu génnee mun na ko làmb mu dem mun na ko yaa ngi ci programme c'est-à-dire man donc Fatou pour répondre à ta question man du ma soppi programme man je changerai pas la façon de faire li ma nekkoon 2014 ba tey ci loolu laay wéy parce que xam naa li priorité xam naa li ci topp xam naa li ci toppaat mais yow yaa ngi léegi nag leneen li ngay xam ne moo ciy bees mooy su ma yoree cëggalu guy bi nag di doxal foofu nag dafa am nag maanaam nag wàllu bi nga xamante ni mooy kiy doxal ni mu war a taxawee ni mu war a tëddee njaaxaanaay ni mu war a uufe nit ñi ni mu war a ménager ni mu war a yaatale ni mu war a wute ay expert yoo xamante ni expertise yoo xamante ni bokkunu sax ci politique wala sax amaana sax mosuloo def politique te doon doomi xombal wala ñu yéene xombal ñu woo leen autour de l'essentiel kenn ku nekk di nas foofu laa doon waxee korog nii waaye nag dinaa déglu ñëpp waaye du ma dégg ñëpp nag ok waaye dinaa déglu ñëpp te nag ku nekk mën naa indi dara donc looloo ci dolleeku ñu booleeg li fi amoon ñu prioriser ko avec un plan bu am solo boo xam dañ naan lii kat ci juróomi at yi parce que loolu jafewul xombal moom daanaka waaw Lamine nan nga mën a bokk ci équipe bii nga xam ne xombal gépp li ci ëpp bokk ñi dañoo échoué fi leen doon xaar gisuñu leen fa ngay deuxième adjoint bokk bureau municipal nga bëgg a cukki foofu taxaw ni sa yow candidat nga bu la joxee dëkk bi di nga ko defar loolu est-ce que xel nungu na loolu Lamine Gueye de deux est-ce que yaa ngi waxoon la nga waxoon yaa nga ca ba léegi Pambou bu nekkee candidat doo ko doon
alors d'ailleurs lii nga mujjee wax ni mosuma koo wax waxeewuma ko noonu. noo ko waxee. ok c'est très important. noo ko waxee. je pense que ni ku ko déglu rek. bu dee audio la wala. noo ko waxee waaw léegi wax ñu ñoo ko waxee rapidement waaw. dama ni Pambou mii. fitna ji ma ko gis mu am ci xombal. bëgg gi ma ko gis mu bëgg xombal. yéene ji ma ko gis mu yéene. daw gii muy daw ba ni sax sama bureau bi daf fay romb sax te du ma gis. ndax daw yoo fi xombal. ma ni ko lii de su yàlla dogaloon mu amee ko maanaam amee toujours vision bi. amee toujours wér gi. amee toujours kattan gi. tant que mi ngi amee loolu mu bëgg xombal ma topp ci ginnaaw bu doon fukki at ak juróom laa ci teg sax fa. merci nii laa ko waxee. allez-y. léegi nag du ma ni am na ko wala amatu ko. léegi ñu ñëw ci lii laa waxoon ñu ñëw ci équipe municipale bi ci des mooy équipe municipale bi nga xamante ni def nañ fi ni weng te ma bokk si ndax loola war naa tax ma sippi sama bopp daal ni man bu ma ko yoree mën naa ko. loolu nag alors man dama courageux dama bëgg xombalaay ñooy fal. jinne falul ak jàmbur falul. su fekkee ni damay laaj. suba. te yàlla dogal ma taxaw dinaa wax nag lu ma waxadi moom lu ma bëgg nit ñi ni ma sax yow la. wala jamono dinaa ko wax bu jotee dinaa ni bëgg naa nangam de léegi nag bu ko nit ñi décidé noonu baax na su ma ko joxee léegi su boobaawee wala balaa ñu ma koy jox ñi ma koy jox muy waa xombal mais ñoom dinañu saytu dinañu xam responsabilité yi nga xamante ni moom lañu ànd ci juróomi at yi wala juróom-benn yi kenn ku nekk lu mu ci def su ko defee bu fekkee ni jàpp na ni bokk naa ci taq naa ci rib ba doyloo wunu ma mais dan may sànni fële ma continuer des doon doomi xombal di jéem lu baax. courageux du changer dara. donc loolu c'est vraiment jël nañu lu bari ah. émission bi vraiment jël nañu lu bari. j'espère que. ah waaw si allez-y waaw allez-y. tey jii monsieur le maire est-ce que pare nga li xombal nam parce que bi ngeen di doog a ñëw ci boppu commune bi xombal waaye ñoo amul yaakaar trop. leen gis ni macha allah yàlla suturaal na leen gis nañ ni doon ngeen ñett ñoo xamante ni yàlla suturaal na leen en tout cas nit ñi gëm nañ ni amu leen soxla ci. keesu dëkk bi c'est vrai ndax ku ci nekk yàlla suturaal na mu doonoon ànd bu nit ñi amoon yaakaar lool macha allah ngeen commencé woon ko tamit def ci tamit doxi la ndox xam te ñëpp ko doon ñu dem ba benn moment loolu yàqu est-ce que yow pare nga tey pour loolu ñu defaraat ko pour xomba loolu mën a maat mu ñëwaat c'est ça parce que c'est important de c'est l'occasion yàllaa ngi ñuy dégg waa xombala ngi ñuy dégg am na si ñoo xamante ni def naa sax ay dox jëm ci lu mel noonu te tàgguma sama collaborateur xarit collaborateur parce que nag yàlla dafa dogal aussi c'est très important collaborateur am c'est bon de le souligner ñun nekkuñu organisation nekkaguñu ko nekkaguñu mouvement nekkaguñu parti ay nawle lañu yoo xamante ni kenn ku ne nawloo na sa morom ci jikko ci xel ni ma leen di nawloo noonu lañ may nawloo rafetante njort aussi te moo tax yenn saa yi mën naa def sax ba pare soog leen ko wax parce que damay yaakaar ni suñ ko yëgee dina rafet njort ni lu baax rek laa ci jublu alors looloo tax may wax ni am na ñu ñuy seetaan xañ na ci xombal ñoo xamante ni bu ñu seetaanee dinañ xam li may bëgg a wax que ni dox nañu jëm ci loolu wala dox naa ci loolu bi ci mujj yàggul conseil municipal bi ñu mujjee def ban fa génnee wala bi ñuy def coupe maire bii passé nii bi ñu fa jógee une semaine muñ naa ko ba mënuma ko muñ le fait que ñëwuma fa wala joxewuma subvention yi du loolu moom metti damaa xam ni boobu damaa amoon yéene yëf yi baaxaat te ma xam ni acte yu mel nii tant que ñu ngi koy def li muy gën a yàq moo ëpp li muy bon ma am ku ma woo ku ñuy jige maire ñaaw la ko te xam nga loola daanaka heure bu musaana am man maa ci daan dee nag kon xam nga loolu buñ ko dindee samay loxo dama waroon sant mais su ma wëlbatikoo di wax ni rafetluwuma ko ni ñu ko defee parce que lu bon waroon nan ma woo wax ma ko ni ma kat dañuy waaj def nangam bi du si des mooy ban ko daan joxe nii laa fekkee rek comme yéen ñëpp wala boog ñu ëpp Facebook ma ubbi ko gis ñu ni subvention yi joxe nan ko Serigne Mbacke moo ko joxe pour le compte du maire am na si droit maire am na droit joxe ko am na droit jox ko Serigne waaye comme mosuñu koo defee noonu waa xombal te moom da doon faral di wax waa xombal sama ngóor sii day lu mu wax moom laa wax lu mu waxul waxuma ko lu mu waxit te laajuma am naa si njott bu rafet te mosuma ko yàq dara waaye loolu mosul woon a tax nag ba may def lu ma neex wala may def lu ma neexee te du ma waxtaane ak kenn lu may mus a def dama si daan waxtaan ak ñëpp y compris le premier adjoint ak Serigne Mbacke kon loolu su amee wee question bi ma laaj mooy si entourage prochain am na ñoo xamante ni nee naa leen rafetlu ma ko ñoo ñi leen nag su ma sañoon ñu apaiser dali parce que fitna am na tey wala naqari am na mais suba mun naa rafet te bu am na nag action yoo xam ne tant que ñi ngi koy def man mun naa jéggale mais am na koo xam ne mi ngi sama ginnaaw xañ na su ma baalee suba du baale te du yombal mbir mi kooko dégge ko noona
booba maire jamono yooyu dafa voyage yàggul dara mooy ci bala Covid bi di ñëw mu ni ma loolu bu ñëwee dinañ ci toog ñun waxtaane ko kooku mi ngi may dégg xañ na dox nañ ci ay jéego mais man nag boobaak léegi du ma déglu lu ñaaw du ma ko fekkee du ma man kenn permettre ma benn collaborateur ñi ngi may dégg mu ñëw si man naan ma maire Pamboub nee na musumaa yóbbante kenn nit wax lu ñaaw si moom du ma ko yóbbante Demba du ma ko yóbbante Serigne Mbacke kon ñun nag ay nit la ñu mun naa am na lu ñu juume lu ñu xamul sax mais daal pour wax la ni la jàmm daal la ñu gëm moom la ñu bëggoon li ñu am tey nit ñi mën cee dut baaraam ci bilan bi ci jàmm jooju lañ ko amee woon ci ànd bu rafet boobu lañ ko amee woon maintenant nag bu fekkee ni tamit yàlla daf ko war a jeexal xañ na day jeex mais su mënee rafet it ñu dese doon ay doomi xombal amal njariñ kenn ku nekk de façon isolé xombal it ñu def ko loolu wàññiwul dara su yàlla waxee nag danoo war a àndaat ñun ñëpp nag doonu sayt pour le bonheur et l'intérêt des Xombola man personnellement je suis prêt. merci sa kàddu gu mu jox parce que vraiment gars yi sonn nañ trop nag vraiment une heure de temps lañ doon may nit ñi tey moom vraiment. xam naa li muy tàggatoo. waaw dafa am benn dëkk boo xam ne jam na jigéen ñi moom muy ndox. jafe-jafe ndox ngeen may waa Ngunjaan. ñu samp forage. muy ballax ca ñoom. ndax yëgoon na am lu muy sooxe fii. fekke na ko. wante lan la ci Xombal am en retour. c'est ça nee nañ binduñu ko ci kii mandargawuñu ko. loolu aussi boo ci manee ndax ki nga xam ne moo jiite Ngunjaan. am na loo man ci moom. même ARTP bi aussi tamit xaw ma ndax yëg na ko mu déet ndax deuxième bureau municipal ba la nekk ARTP bi fële nga xam ni ñoom xaw ma ndax seen contrat à vie la xaw ma dafa am fu mu yem ARTP. waaw bon boobu nag wax dëgg yàlla yëguma ko. allez-y kon tontul ci ndox par contre wàllu ndox bi ak loolu c'était un projet boo xamante ni PUDC. waaw moo ko defoon PUDC dafay intervenir ci commune rurale yi mais du intervenir ci commune comme Xombol. waaw plan d'urgence. alors bi muy waree intervenir Seew Xay plus précisément ñu waroon fa defal benn forage bi ñu testé nappe bi foofu mel ni dafa sori fa waw ñu bëggoon koo def foo xamante ni ci biir Xombol donc loolu moo leen dugal Xombol ñu waxtaan ci bind courrier maire yi wax ko affaire bi ni ko dañ fa bëgg a def forage mais dina am utilité bu forage bi bu ñu ko bënnee fii muy sotti fële fii ba ci Seew Xay alors dina permettre Xombol na fii forage bi jaar tuyau bi muy dem ci tuyau bi dina permettre am ñu ci bénéficier wu ci ay kër yoo xamante ne am ay looloo nekkoon bi ñu waxtaanee ni ko conseil municipal bi à l'unanimité conseil yëpp d'accord ci jox ko aval donc problème bi ñu am ma globaliser leen ko ci wàllu ndox beeg wàllu courant beeg ndox bi encore une fois mais am na beneen dama leen a wax ni leen en 2018 koroog bi nga xamante ni am nañu xaalis état jox nu fonds de concours ñu jël 14 millions ñun nag yàlla dogal na là aussi je salue le maire au passage c'est très important ma wax ko waa Xombol xam nga ndax lan man am naa sama ay xarit yoo xamante ni dañuy liggéey ak ay maires yi nekk ay fournisseurs mais ñoom laata état di mettre à la disposition de ces communes là ay fonds de concours la ñuy commencer exécuter maanaam joxe marché yi te xam nga nu koy joxee man gis naa ci koo xamante ni Kolda la nekk mais fournisseur am tabaski da koy avant 500 000 ni ko xaaral après bu fonds de concours ñëwee maanaam defloo ko dara. man fii rek laa gisee ci maire bi 5 ans boog li ma mujjee fekke boog fonds de concours di ñëw ñu war koo utiliser wuñ ko wala ñu utiliser tuuti mu des tuuti ñu bàyyi ko fa ba déwén te kenn du ko jël maanaam li ma bëgg a wax mooy yàlla seede na ni man li ma fekkee ba tey ba bërki dem bi ma fay gëj mooy gisuma benn xaalis boo xam ne c'est destiné au fonds d'investissement mooy fonds de concours ou bien fonds de dotation ñu détourné ko man mosuma ko gis te loolu c'est très important nit ñi xam ko parce que looloo tax ñun état fonds de concours ba ñu fi toogee ba tey benn yoon la ñu mës a mat 13 millions yi ci des yëpp entre 9 11 millions la at yëpp 13 millions yi Ablaye Diouf Sarr maire ko bind lettre wax ko mu yokkal ko si mu nekkoon mu amoon lu mu ko si yokkal bi mu nekkee ministre des collectivités locales booba da ko doon wax sax affaire stade bi mais loolu bu ma si dugg dafay xaw a sori quoi pour ngeen comprendre ko alors léegi mais li ma bëgg a wax mooy ñu am ci wàllu ndox bi pour année boobu ndax dafa am ay fonds yu fa fekkante ba mat 14 millions ñu voté ko daani dañ koy yóbbu si extra addition d'eau ñu dénkoon ma responsabilité bi waxuma ko ndax daf maa metti mais pour leeral Xombal li indi problème ndox bi parce que dans tous les cas ndox yi nga wax mooy accès à l'eau potable tey bu fekkee ne am na koo xamante ni fii ci Xombal mi ngi nii dëkk fii te mënul a am ndox te tuyau bi romb na si kawam c'est un problème alors ñu am 14 millions ñu ni nan ko raaw rapidement def ay devis pour jàll ko ñu dénk ma loolu ci guddi gi laa dugg SDE Djili Niang mi ngi nii c'est un collaborateur je le salue au passage
moom la ñu nommé fii chef des travaux communaux. moom lañ ko nommé woon moom lañ ko nommé woon. ma wëlbatiku si moom ni ko commencé dem ci waa SDE nga dem dans tous les quartiers de Khombole pour que xool affaire ndox bi fan moo soxla ndox ba fu mu yem ñoo naan ko fa ma ni ko sans discrimination jéemumaa xam sax fan mooy am wala fan moo dul am wala ñu naan ngaañool laa dëkk na ëpp la musuma koo lijjanti loolu ma ni ko nanu dem ci koñ yëpp ñu dem mu ànd ak Diop SDE ñu dem ci koñ yëpp natt ko ba nu xam exactement li waa Khombole soxla en addition d'eau mu tolloon ci un montant de 36 millions di 5 kilomètres d'eau d'addition d'eau à Khombole pour wax leen ni ndox dafa cher ñu natt ko devis yooyu man maa ko fay pour le compte de la mairie pour yàqamti woon di tiitaru di am ndam parce que danoo sasoon kenn ku nekk ma ni rapidement man dinaa ko def ndax xam naa ni lii maanaam soxla la ci nit ñi ñu def ko dara desu si dul engagé yëfi di traîner foofu nag la sunu problème yi jibbee ñu traîner defuñu ko ba nu dellusiwaat am meneen at di voté budget xaalis ba ñu reporté ko fa daan ni xaalis boobu moom la ñuy yóbbu ca terrain bi nekk aneen pour def ko ma ni leen looloo taxoon ma ni d'accorduma ko du ma ko voté lee baax na mais lii baax na te priorité la donc kon loola su fekkee ni tey am na ay Khombole yoo xam ne war na noo am ndox te amuñu ko mairie bi am na ci responsabilité ndax moo def lii muy benn ñaareel bi mooy man mii koy wax je suis mieux placé parce que man li ma fay ci ndox man démb calculé naa ko parce que xalaatoon naa ne di ngeen laaj loolu personnellement li ma xam man te yàlla xam na ni waxuma lépp mooy gàtt man 2 kilomètres 500 ci ndox def naa ko addition Khombole ci sama xaalis xam nga 2 kilos 500 ñaata la ci ndox minimum 7 millions nangam la loo xam kon yow mën na noo municipalité bi yow yaa ko ëppul fuuf man ci juróomi ati municipalité bi man li ma def si addition ndox moo ëpp fuuf li municipalité bi def loolu yaa ko sañ a wax alors loola nag dama ni xam nga luy firndeel kon ñun sunu maal mooy lan mooy Pastef rek la nu manqué wax ji yëpp Pastef la kon pour jeexal damay woo Khombole yëpp ci Pastef gis nga bu la dénkee ab dënk moo xam da ngaa yore ab dënk moo xam directeur école nga moo xam délégué de quartier nga ci ñi ma ko sañ a wax moo xam chef d'entrepreneur xam lu ëpp solo mooy Pastef nit dafa war a am Pastef ci ab liggéey nit dafa war a am Pastef rawatina nag loo xamante ni lu ñëpp bokk la ñu jox la ko nga war koo doxal Pastef fa nu manqué kenn lekku fi benn xaalis ci dëkk bi gis nga fii wax ji dafa bëri de mais xaalis tey jii may wax ni man leer na ma ni xaalisu mairie am na fa xaalis boo xamante ni ma nga fa di nelaw li tax génnul gis nga école ci biir mairie bi am na fa benn salle bu doon tabax kañ la ko tàmbali 2015 ba léegi parewul daa daanu sax loolu dañu see jox 20 millions loo xamante ni programme PUDC ñoo nu ko dimbale non PNDL waaw ñoo nu ko jox ñu tàmbali ko mu am entrepreneur mu tàmbali ko par étape la parce que doo tëb jox ko maanaam pour ñu génne ko chaque fois xaalis bi su génnee sax du jaar ci loxo maire dañ koy virer directement ci compte entrepreneur bi 5 millions ci jugagul ba tey looloo tax bâtiment bi yam fii ñu am benn ligi bu ci am dal bi baaxul dañ ko war a toj reprendre boobu ba tey mu traîner donc Pastef dal boobu daal la faute à qui mais non loolu man c'est des raisons techniques man loolu xaw ma ci dara merci beaucoup allez mais daaneleel nag monsieur le maire parce que vraiment émission bi neex na waaw li may daanele guddi na mais daaneleel li may daanele mooy d'abord kenn ku nekk ci ñun y compris ñi nga xamante ni ñoom ñooy aspirer jiite dëkk bi wala ñoom ñoo nekk ay responsable politique ñu jiital seen citoyenneté ba pare gis nga citoyenneté bi buñ ko jiitalee kenn ku ne di jéem ci li mu mën ak ni mu ko mën lu baax c'est-à-dire ci lu baax di nga gis ni bala ñuy yegg ci élection kenn du soxla maire bi parce que dina fekk lépp jag ci Khombole donc foofu laay woo nit ñi maintenant nag loolu dafa mel ni lu yomb te jafe parce que am na ñoo xamante ni duñ def mukk ilaa yu mi din tànk dénkunu leen man ñooñu damaa jàpp ni li ñuy bëgg moom njariñ li dëgg doonul forcément lu nekk Khombole mën na nekk ñaar nag mën nga am njariñu bopp ak njariñu Khombole mais comme aussi tamit je pense que ni bu nu jiitalee loolu yàlla mën na dogal tamit nga yore dëkk bi ba pare li nga ko yéenee def nga def ko donc je pense que ni man tamit fii ñëw fi gis ñëpp nag ci langue politique pour ne pas les nommer wax dëgg yàlla mooma tiim mooy gis naa ni kenn ku nekk ngi xar sa tànkul tubéy pour que dëkk bi ci côté bi nga mënee nga jag ko muy le premier adjoint Demba Ngoy jële au passage muy Mëgay sama mag maa ngi koy nuyu au passage maa ngi koy gis ak i action muy Serigne Mbacké muy même le maire sortant Babacar de temps à autre on le voit ou bien on l'entend avec des suggestions même ci réseaux sociaux yi mu loo xamante ni ça fait avancer les choses ça fait bouger les choses man pour man loolu la nit ñi soxla li ci des nag bu le moment venu su joteewee Khombole ñoo ko moom ñoo yore seen buum
ñoo koy yeewal ku mu ko neex. su boobaa nag yàlla nekk ki gën ci xombal gën ci waa xombal. kontaan nga. kontaan naa. merci kontaan na monsieur le maire kontaan na jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal rajo Siggil Jigéen 106.5 FM ki leen di représenté Alioune Diouf di jaajëfal Gindiku FM sama bàjjen sunu xarit Fadieng Fall akan Cosaan FM Mousté Alassane ñii ñoo séqoon tey le deuxième adjoint au maire monsieur Lamine Gueye waxtaan wi nag ñun dañoo posé mu tontu suñu yoon néewatu ci nag yéen ñiy seetaan yéen ñiy déglu yéen ay seet nan ngeen ko gisee jaa ngeen jëf ba benn yoon incha allah kon son na. kon tey def ngeen 1 heure de temps. ëpp na ko 1 heure la. ëpp na ko. doylu ma mais affaire dafa gaaw jeex. mais dugg leen si mbas mi tamit. non c'est grave non mbas mi duñ ci dugg. ndax la non yow sa émission du benn kese. yow nga xam noonu la. Souleymane daf leen a bëgg a ji daf leen a bëgg a. daf leen a bëgg a non dama bëgg nga signal ñu fii. may Alioune Diouf benn 1 heure de temps. may la benn 1 heure de temps may Fadieng benn 1 heure de temps may Touba benn 1 heure de temps. loolu tamit boo toogaatee ba bëggaat waxaat nga waxal may nu il faut nga may nu. il faut nga may nu ay 1 heure de temps ah Diouf dañu doyul.